Assalamu alaikum, c'est la voix des immigrés. La voix des immigrés, votre émission préférée, produit et réalisée par Malik Silla à New York. Avec plaisir comme toujours d'être là. Vous servir la voix des immigrés, on va partout dans le monde. Aujourd'hui, où est-ce qu'on va aller? On va aller en Allemagne. Et ça chauffe en Allemagne, Kanye. Ça chauffe en Allemagne. Écoutez, très très important, on doit se mobiliser pour les aider. Bamba Day, bientôt Bamba Day. On aura notre tonton Abdougueye avec nous dans peu de temps. Hey. On va gagner, hein? Donc c'est Malay, hein? Donc celui qui vient de me dire on va gagner. Malay, on va gagner, hein? C'est sûr. Mais tu viens le dire ici. Viens le dire ici. Voilà, je vous laisse avec Malay. Mais jërëjëf comme ni ma koy waxee am mbégte rek quoi. C'est vrai. saa bu ma ñëwee rek Malick dafa may wax ni ma ñëwal nga wax dara te nag lii ay di njàmbat. suba ñëpp xam na ni final bi mooy diggante Sénégal Algérie. dëgg la Sénégal ñoo ngi ci fajar na ñëpp jël kurus gi. ñu nekk fi tamit jël kurus yi. c'est ça li ma wax mooy suba. nanu dóor xol yi na ànd booloo Malick. waaye diaspora bi mu ngi seetaan ñu ngi ñu seetaan wax dëgg yàlla. bu nu booloo rek dinañ am ndam. surtout ndaxte lii yàgg nañ koo xëccoo. te sport day boole. dëgg la na ñëpp boole xol yi. ñaan jàppale Sénégal yàlla def ndam lii dem Sénégal. amiin bu ko defee di nga gis beneen changement biir Sénégal. incha allah jërëjëf Malick jërëjëf kontaan naa si yow. Voilà, c'était Malay, un gars très intéressant, vraiment dévoué pour la communauté. Nous le saluons et on est content de l'avoir ici pour quelques secondes. Mais c'est aussi Tanor Dieng nous a quittés. Hein. Nos condoléances à tout le Sénégal. Maître Abdoulaye Wade en visite à Touba. On va en revenir. Notre premier Gaïndé, Grand Youssou, il sera avec nous. Ça sera très intéressant. Aujourd'hui, on va lui donner largement le temps. On va parler pour cela. Comme vous le savez, c'est la finale de Coupe d'Afrique. On va en parler. Deuxième Gaïndé, préparez-vous. On va aujourd'hui avoir beaucoup de temps. On va parler comment on va faire pour se mobiliser, pour supporter nos lions. Assalamu alaikum, suñu mbokk diaspora bi, suñu xarit yi un peu partout dans la diaspora, maa ngi leen di nuyu, c'est la voix des immigrés. ñu ngi leen di sant bu baax fu ngeen mënti nekk ci àdduna bi bu ci kanamee gaañ yi dinañu dem Allemagne très intéressant Allemagne suñu xarit yu fa nekk
moo wax leen benn affaire nañ leen ñaanal buntu xatal nañ leen ñu bëri si ñoom tey delloo nañ leen Sénégal dinañ si wax ak suñu waa Allemagne yi dinañ ñëw léegi waxtaan ak ñun après Bamba Day bi. di leen sant bu baax a baax di leen sant dina aussi Tanor Dieng nous a quitté xam naa dinañ si wax tuuti lu ñu xalaat bu si kanamee donc ñu ngi jàlle Sénégalais yëpp fu ñu munti nekk si àdduna bi. xam nga le président maître Abdoulaye Wade demoon na Touba c'était très intéressant et très ému donc dinaa si ñëw tuuti wax leen lu ma si xalaat aussi. Douzième gaynde suñu grand Youssou Diakhaté voilà dina ñëw comme d'habitude on va parler de la finale très intéressant maa ngi laaj képp koo xam ne yaa ngi ci Facebook bi maa ngi lay nuyu di la sant jaajëf gaañi jaajëf allez les Lions maa ngi nuyu Baslay gis naa ko fii Omar El Hadj Omar Ly depuis New Jersey ah yéen ñëpp ah maa ngi leen di sant bu baax a baax. xam ngeen ni Bamba Day bi jot na Sénégal fu ñu mënti nekk fii ci États-Unis gars yi ñu ngi mobilisé wu bu ci kanamee léegi dinañu am suñ tonton Abdou Guèye dinañu wax exactement Bamba Day bi ren naka lay doxee naka la organisation bi di demee. assalamu alaikum mbadi mandinkolo mbadin kam moy lalu albe dawda dunia ñu ko mbal contenant c'est la voix des immigrés. Voilà, namete domanding mbinala Bamba Day yalo asitale sanwo sanka organisé jan donc communauté muritolo ani sénégalais be e be préparé wala namete domanding nin tonton Abdou Guèye bina kumala woleto nimbota non fana yalo Tanor ala ya tata donc mbebe sanwo mbal kontona sanwo la albe dawda dunia ni kono donc mbinala domanding kumandim fa la koto ya moy en Allemagne ça chauffe là-bas aussi mbadi mul bidjebe bataring mo jama bidje biye seyndile donc ni Allemagne ko lu nameta demande ni bina kumola ya le maître Abdoulaye Wade aussi à Tata Touba ça a été très intéressant très ému mbinala ngamu mira ni Alassane Tam mbinala wo fola lienne douzième gaynde ni wole bella banna yalon finalo musamalti mbe bedanila albi dawda dulain kono aliya doa molien pour une senyun kupota Sénégal bebe mobiliser ring alfanam bebe dawda ni alasonta alinga doa nyoyen voilà mbalbe kontonna albe dawda mbal kontonna dunia ñun kono diaspora mbal kontonna bake c'est la voix des immigrés ntel bijam pour al telu al fenal yaftal na dunia ñun kono ntel bijam pour ngal informer ala bo al yalon Bamba Day be wole tuta wole binala donc nameta demandé nin tonto Abdou Guèye mbina kilira sani aya fonye ba organiser la ñame donc c'est très important albe dawda ñing Amérique ñun kono il faut que mbeyan on mobiliser kata ñing Bamba Day e ka munke Harlem mbadi muritolu ila ibe damen benga ta benje pour que ñing journée nga célébrer nola mais mbal konton na bake ntelo Malik Silla al la frère mom keñi émission animé donc ni ala sonta sagne sa ndrom bitala avec tonton Abdou Guèye naya kuma ñote inchallah ni ala sonta
voilà jotaguñu tonton Abdou Guèye xam naa bu si kanamee rek dina dugg si dina ñu ñëw boo leen ko déggee ne leen maa ngi koy jéem a jotaguma ko mais xam naa dina dugg si bu si kanamee di leen sant di leen gërëm di ne xam ngeen ne Bamba Day événement boo xam ne la partout nit ñi fu nekk la ñuy jógee Sénégal partout aux États-Unis en France un peu partout dans la diaspora ñu ñëw daje fii États-Unis pour célébrer ko donc je pense que bu si kanamee dinañu waxtaan ak tonton Abdou Guèye mu wax ñu organisation bi naka lay doxee vraiment donc comme ni ñu ko doon defee rek ni ñu koy mobiliser je pense que c'est toujours comme ça discipliné dëgg ndigal donc bu si kanamee nañ ko am donc balaa ñuy ñëw si tonton Abdou Guèye balaa mu ñuy woote ñu ñëw si le cas de di leen ne rek suñu papa un leader politique Tanor Dieng nous a quittés voilà xam ngeen ne je pense que Tanor il est connu depuis temps Senghor xam nga Abdou Diouf xam nga président yëpp fekkee na ko liggéey si gouvernement bi bu ma ko xamee ba léegi defe naa ñun si gouvernement bi lañ ko xamee dem na wuy ji boromam voilà ñu ngi koy ñaanal yal na ko yàlla xare àjjana yal na suuf oyof si kawam yal na ko yàlla jëggal voilà donc loolu wax dëgg yàlla ñun ñëpp wax dëgg yàlla loolu dañ ko war a ñaanal parce que doomi jullit la voilà gis nañ ko vraiment muy def yu baax si jullit yi di joxe ay sarax di dimbali jullit ñi ñooñu ñun ñi ñu ngi koy témoigner quand même man Tanor je pense que c'est États-Unis laa ko mujjee gis ok xam naa ñu ngi nii di am tonton Abdou Guèye si ligne bi donc ñu ngi koy ñëw jël nii tonton Abdou Guèye ñu ngi lay ñëw jël nii si ligne bi léegi di la sant bala allo. jërëjëf Malick. waaw tonton. ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax. ñu ngi lay gërëm bu baax di la ziyaare di la jox sa wàccuwaay. nuyu di la ziyaare. jërëjëf merci beaucoup. ndax lii yàgg nga koo def du tey. dëgg la. sa bëgg Sëñ Tuubaa. dëgg la waxtaan ni ngeen yow say maam ba say waajur. jërëjëf dëgg la. ñooñu itam yaakaar naa ni ku sopp Sëñ Tuubaa la ñu bëgg Sëñ Tuubaa la ñu. loolu moom ci nga yow. waaw dëgg la. te yaa ngi koy wane ci kër diine yëpp. dëgg la merci yal na la yàlla fay. amiin yaa rabbi amiin. yàlla dafa la gudd fan nga ànd ak wér gu yaram te xam ne lii ñoo ko bokk. dëgg la. ndax yow ku jullite nga ku lislaam nga ku bëgg lu baax la nga te doo fàtte démb. ku bëgg Xaadimu Rasuul nga ku bëgg sëñ Maam Mor Mbàkke nga. dëgg la loolu moom wër la. loolu seere naa ko sama kanam la. te itam dara doo ko manqué te lu ñuy jëf it. ku dikk fekk la ci ku dem bàyyi la fa te yaa ngi jëf ju rafet. dëgg la merci jërëjëf. loolu laa lay nuyoo di nuyu waa dëkk bi yëpp. di nuyu ñëpp ak mbokki jullit bi yëpp. voilà ñu ngi lay fay xam nga waxtu bi bu jotee ñëpp a yëngatu. dëgg la parce que lu ñuy def nii Sëñ Touba moo tax ñu koy def. parce que lu mu def si adduna bi la. du Sénégal seulement mais si adduna bi la. waaw boo demee Italie tubaab bi Sëñ Touba boo demee France tubaab bi Sëñ Touba nga dem Espagnol tubaab bi xalaat bu foo munti dem. boo demee Nigéria ainsi de suite partout un peu dans le monde. xam nga buñ ko fi defee gis nga américains yi ni ñuy génnee ak doole ñoo fekkee ko xam nga joxe seen doole ak yëpp tonton organisation bi naka lay demee ren. jërëjëf Malick. organisation bi. yaakaar naa ni nan ko daan defee rek lañ ko fas yéenee defee. ok di ñaan yal nañ ci yàlla jàppale. amiin yonent bi ak Xaadimu Rasuul. amiin ak borom bis bi ñu koy defal. amiin nga xam ne lépp rek lislaam la. dëgg la. parce que nañu yéene nag suba jàmm la sunu gan gu tedd googu nga xam ne mooy sëñ Maam Mor Mbàkke. ibnu sëñ Murtala Mbàkke ibnu Xaadimu Rasuul. dëgg la. nga xam ne boo nee diaspora bi rek sa xel na ci moom. nga xam ne waajuram lañ séddee woon. luy diaspora bitim réew. ba mu wàccee liggéey muy sëñ Murtala Mbàkke. suuf sedd ci koom. amiin.
doomam ju baax ji ñuy wax sëñ Mamor Mbacke aw ca tànkam ya fépp foo xam ne daan nañ fa woote sëñ bi dafa teg tànkam teg na fa tànkam ba yokk ci loo xam ne yaakaar naa ni bu doon téeméeri mètre yaakaar naa ni yokk na ci lu ma téeméeri juróom fukk dëgg la nga xam ne day gëstu lislaam ak lu baax sëñ Moussa ci boppam daana wax kenn ku tuub rek jaral na ko jóge Sénégal ba ñëw fii loolu nag di yëf yoo xam ne lu am solo la nga xam ne kooku lislaam rek moo ko ñoroon dëgg la kërug lislaam it la daan wax kër gii nga xam ne tey jii ci la ñu toll ci liggéeyaat ko di ko defar waaw ndax jënd nañ ko ba mat sëkk mu yëkkati $55,000 joxe ci muy xaalis bu bari jóge Afrique rawatina Sénégal dikk Amérique bi loolu ñu ko mos a def bariwul amul sax yaakaar naa def naa ko de fekk fi nag ay nit ñu baax ñu bokk diine dëgg la muy kër Alaaji Malick kër Cheikh Sadbu kër Sëñ Ibrahima Niass am lu laayam Sidna Limaamul Mahdi ak waa Nguraan ak waa fépp ñu bokk nekkandoo ci dëkk bi ñu bokkandoo yëkkateendoo di tegandoo ba ñu jënd kër googu ba liggéey ko ba jëbal Cheikh Mamadou Mourtala Mbacké caabi yi àndandoo ko ak dëkk bi ak mbokk mi yi fi nekk yëpp dëgg la kooku sëñ bi kontaan ñaanal nu mais xam naa di ngeen ko yaatal ñu dugg ci yaatal bi c'est ça at mu jot mu ñëw fii dox tànk lislaamam ya ñu àndandoo ko ak moom nii ko sëñ moom maam moo ti defe ñu jóge léegi ci rajo bi man ak sëñ Modou Fall Baye Fall di magi taalibe sëñ Abibou Diom ak sëñ Sallou Sam porte parole nga xam ne ci fondation yi la ñu woon ba nëgë ni toujours ñu ngi yëkkati seen lax saay di ko gën a dëggalaat c'est ça ak sunu mag bu baax ja di sunu jëwriñ muy Alaaji Mbacke Ndiaye yàlla na suuf sedd ci kawam amiin yaa rabbi amiin loolu nag tey moom lañ demoon ci rajo bi di ko woote ndax boo amee dan gu mel ni Cheikh Mamadou Mamor Mbacke ñu ñëw ci dëkk bi ñun ñoo bokk ji yëpp ñoo ko bokk ak adduna bépp nag ndax tànk yi ñu jóg rek mooy tànk l'islam ñu fas yéene koo teeru ji suba 8 heures la ñu joxe rendez-vous ci kër Sëñ Touba ga mi ngi ñëw Lagor Dia 9h45 soobee yàlla jógee Washington foofu lay jógee incha allah dinañ ko teeral dalal ko su ko defee bu dalloo programme yi yow ku ne xam nga ni muy demee le 28 le 28 mooy mars bu mag bi ci la ñuy demee Nations Unies incha allah programme yi door a tàmbali ñu seq koog suñuy doom suñuy jarbaat suñuy rakk muy bu laxasaay ak suñu doom yi ndaw yi Sëñ Tuubaa yi ak magi taalibe yi fi nekk ak bokki jullit yëpp ñu fas yéene nañ ko daan defee ñu defe ko ren lu raw loolu ndax commission bi nga xam ne yàlla def na jiite naa ko muy welcome ñu naa ko accueil ren fas nañu yéene koo doxale noo xam ne bu doon benn tey dinañ ko def fukk bokk nañ ci déggoog waa laxasaay réunion nañu barki dem alhamdulilahi rabil alamina ba ñoom ñëpp ñoo ci jàpp ba Nations Unies ni nga ko buggee mu amee noonu incha allah te Malick da ngay xool ne Nations Unies lu rëy la dëgg la ndax yaakaar ne àdduna bépp fa la ñuy dajee salle bu mag boobu nga xam ne seen conférence boobu ñëwee fu ne boroom réew jóge fa ñu daje foofee la yàlla jox yonent bi ak Sëñ Tuubaa nga xam ne moom la ñu yor dëgg la moom la ñu jox 2400 personnes war faa dem loolu du lu ndaw dëgg la kooku boo koy waajal da nga koy waajal ci yar ak teggin ak jàmm ak xol bu sedd ndax mbirul lislaam la kooku nag la ñu bëgg buñ ca àggee jàmm fekk ñëpp yàlla def na dañoo bëgg ren ñu teel a inscrit pour da am seen carte seeni badge dem Nations Unies tàmbali nañ ko lu mat ñaari weer ba fii na yaakaar na li ñu jot a inscrit dem na 1000 et quelques waaw yoo xam ne inscrit nañu pour fekkee te ndax dañoo bëggul kenn taxawaalu ci buntu ba muy Nations Unies dugg Nations Unies dugg rek ndax ndamul lislaam mooy Nations Unies ñu bokk ñëpp dañoo bëgg ren mu fees dell incha allah ci yar ak teggin nag
la ñu bëgg ñooñu taxawal ko pour ñu defal nii rek ak pour ñu toogal fii rek nga toog foofu ñu bokk ci muy lu rafet marché bi it nañ ko daan defee rek am na ñu ko dénk suñ mbokk Abdoulaye wax na ci sànq ñëpp a ci jàppandoo ndaw yi Sëñ Tuubaa ak laxasaay rek loolu lañ ko doxalee ren lu ci nekk rek lu doon njiitul akay mbaa njiitul ki yor marché bi mbaa pojom ba àllégay ñëpp a ciy jàpp inshallah te lu ñëpp jàpp buñ ko bokkee yëkkati rek nañ ko bëggee dañ ko ne amee bu neexee yàlla ñu ci woo nag kër yi diine yëpp wax naa ko sànq muy kër Alaaji Malick dem naa leen sànq kër Cheikh Ibrahima Niass kër Sina Limaamul Mahdi Nguraan Cheikh Alioune Badara Seck ak Bénédicte muy Amadou Cissé ñoom ak Imam Sall Cheikh Tidiane Amad Tidiane Ndaw Daaru Salaam lim nañu itam ki nga xam ne sëñ mooy suñu doom di sëñ Muntaxa Saako ñooñu ñëpp woon nañ leen consul général ambassadeur bu Nations Unies Cheikh Ahmed Tidiane Niang ak cia yooyu yaaya bari président association Sénégal ak ñi nga xam ne mooy Ibou Thiam association gambienne nga xam ne ñoo itam duñu tardé dara lépp lu ñu wootee ñëpp àndandoo ko di woon na góor ak jigéen mag ak ndaw noonu lañ ko defa tàmbalee programme boobu sëñ Mamour itam am na loo xam ne fas na ko yéenee def xam nga defoon nañ fundraising bu yàggul dëgg la biñ jullee ba pare 15 jours yàlla may nañ ko mat $100,000 ah bon lu am solo ci fukki fan ak juróom nga xam ni nit ñi islam rek la ñu bëgg billahi boo leen woo ci l'islam ñu xam fa nga ko jëmee loo leen laaj ñu jox la ko wax dëgg waay te maa nit boo fekkee booba ñu julli ba noppi ndeysaan tombeeg weer wi dee waaye am nañ $100,000 ba tey jii sax nit ñaa ngi joxe Cheikh Mamour Mbacke nag ci yërmandeem ak yéene lu baax ak jàpp ñu lii liggéey bi yàlla la suñu borom na ko waajuram defee mu ne bu ñëwee mooy itam dina woote le 29 mu ne marché ba ca ëllëg sa benn fondation le 29 ah waaw le 29 ok nga xam ne dañuy marché le 28 ba seet di le 29 ñu def fondation kan mooy def loolu kan moo koy organisé sëñ Mamour Mbacke sëñ Mamour Ba waaw boobu jàpp ni da ciy jàpp wàllu boppam jàpp lañ ci ko ñu àndandoo ko moom nag ñu ñaan kenn ku ci ne lañ ko def loo man ak noo mënul boobu dëgër na boobu muy bu dëgër li ci dooleeku nag sëñ Malick muy lu am solo waaw ndax guddi maam jaara ku ne xam ne ko dañ daan def suñu defee le 28 le 29 le 30 ñu def inchallah waaye nag dañoo bëgg xam ne mbooloo mi mel na mbooloo mi rek la waaw te dañuy jóge ci état yi ci fu ne ci réew mi ci ak àdduna bi un peu partout way te ñu bëgg ñëpp teewee ko fekke ko ñu waxtaan ak ñoom ni leen dañoo bëgg la 30 boobu ñu ko doon def ñu bàyyi ko nag ñëw le 29 fekk si bis bi nga xam ne suñu sang bu tedd bi muy sëñ Mamour Mbacke woote na ko waaw ñu defandoo ko muy génn guddi ñëpp fekk ko fundraising bi dafay ànd ak guddi Maam Jaara guddi maam jaara waaw wata boobu beneen la su ko defee nag ñu tàmbali ko 9h ba minuit guddi maam jaara bi continuer inchallah waaw jërëjëf loolu mooy li nga xam ne moo ci kiimaan gu rëy dëgg la ndax ku toll ni suñu kilifa Cheikh Mamadou Mamour Mbacke bu wootee bis boobu soxla seen soxla rek lay war a doon moo tax ñu boole ko ndax bu ko mu nekk lu ampleur lu rëy loo xam ni ñëpp dañ ci gis seen bopp inchallah loolu mooy programme bi nga ma laaj waaye lépp nag génnul nag laxasaay njiitul sëñ Mamadou Gueye ak ki nga xam mooy Moustapha Diop Góore Gueye Balla Ñang imaam ak ndaw yi sëñ Tuubaa yi Joosi ak xale yi ñu àndal ñoom ñëpp ñu àndal ko daayira Maam Jaara bi ci njiitul soxna moom seen ak waa daayira bépp ak seen mag ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon jiira daayira mooy maamu daara àndandoo ñoom soxna Mati Diouf ñoom maam Asu Diop ñu topp ci ñoom dëgg la ak njiitul daayira Maam Jaara yi Astu Ndaw ci diaspora bi yëpp ñu àndandoo ko ak fépp ci àdduna bi kuy gan bu boobaa ñu ñëw ca bis boobu loolu la ñuy ñaan Malick loolu mooy li nga xam ne mooy ci soppeeku ci ngan gi muy loo xam ne ak yokkute la lu rëy la waaw vraiment ça a été bien expliqué tonton ren dafa dama gis ne vraiment dafa organisation bi dafa gën a wàññeeku war na concentré wu si loo xam ne dafa am solo mais semaine prochaine dinañ si dellu si waat
ok dinañu invité aussi waa Mame Diarra Dayla Mame Diarra aussi ñu waxtaan ak ñoom. ñoom tam ñu wax ñu nan la ñuy organiser jour boobu parce que jour bu nga wax ne jour boobu sëñ Mamour dafay def fundraising le même jour que guddi soxna Mame Diarra je pense que jour boobu jour bu rëy la waaw donc képp koo xam ne vraiment sopp soxna Mame Diarra nga soxna ku tedd kooku defe naa kenn warul des ginnaaw jour boobu pour fekkee fundraising bu mel noonu bu jëlee bés bi mu def ko jour bés boobu xam naa ni dafa lancer message jigéen ñi pour ñu wone seen doole pour ñu wone ni ñoom la ñoo ko yox dëgg la waaw tonton man je pense que jour boobu bu ko sëñ Mamour utiliser ne kaay leen ñu def foofu jour boobu fundraising jour soxna Mame Diarra man defe naa c'est un défi pour les femmes du Sénégal ñoo xam ne jigéen képp kuy jigéen rek nekk ci dëkk bi c'est un défi daf leen jox cër jox leen vraiment je pense que jour boobu ñëpp war a génne képp kuy jigéen rek war nga ñëw keroog bés boobu pour nga sargal bés bi waaw dëgg la Malick leneen li ci yokku waaw moo di suñu kër gi nga xam ne itam yàlla def na jamono yëpp am na lu ci taxawoon dëgg la ci ay këyit ak yeneen waaye du xaalis dëgg la yàlla def na ba mu tàmbaliwaat ba fenn ne boo fa demee sa xol seddu guy incha allah ñu ngi ci liggéey boobu bu baax a baax a baax a baax a baax a baax incha allah te kër gi kërug lislaam la goo xam ne yow xam nga ci dara bu baax waaye xam nga lim daan jariñ ci communauté bi trop sax waay kenn ku fi mos a ñëw foofee lañ lay yebal nga nekk dëgg la bu mu tëjee ba léegi kooku nag yaakaar naa ni ni ñu ko tàmbalee yàlla nañ ko àggale ci bisimilahi rahmaani rahim amiin ni ñu ko tàmbalee ci alhamdulilahi rabbil alamin yàlla nañ ko àggale ni ñu ko tàmbalee ci bisimilahi rahmaani yàlla nañ ko àggale ci alhamdulilahi rabbil alamin amiin di dalal nag sunu gan yi ndax dëkk bi fi mu ne gan yi bari na tubaarikàllaaw te day gën a yokku dëgg la jàngkat yi sëñ Mor Kase ñëw na sunu doom Ngoundé Gueye ñëw na ci ñoom ak sa Samb ci Abdoulaye Diouf ñëpp ñëw nañu sunu gan yu mag yi nga xam ne nag ñoo daan dar Cheikh Mamadou Mourtala waaw di ànd ak doomam ju baax yi sëñ Mourtala te sëñ Mame Mor ñoo itam ñëw nañu soo ko tàmbaleeg sëñ Mourtala Amar ñu ngi koy dalal jàmm sëñ Abdou Salam Lo ñëw na sëñ Ahmad Samb ñëw na sëñ Moustapha Diop oustaz Moustapha Diop ñëw na doomam nag di soxna Astu Mbàkke mii nga xam ne foo musa gis sëñ Mamor gis ko ci wetam moom itam ñu ngi ci d'accord ak rakkam yeeg ñëpp ak mbokki taalibe ñëpp ñëw nañu kon nag ñu ngi leen te lii nga xam ne moom la ñu woote suba bu ko kenn manqué ñu fas yéene dem dëkk sëñ Tuubaa de 8 heures départ fa 8 heures et demie ci ndigalu Pape Cheikh Dramé ak comité directeur bi ak ñu topp ci moom sëñ Fallou Diakhoumpa sëñ Pape Diop Makodd sëñ Modou Thiam sëñ Cheikh Amar mi yore culture ñoo koy àndandoo ak ñoom ak ki yore marché bi sëñ Abdoulou sëñ Allé Gueye mu baax moom nga xam moo yore podium bi dëgg la àndandoo ko ak Abdoulaye Thiam ñun ak Modou Gueye nag mi nga xam ne nag ñoom ay jàmbaar lañu nee naa ñoom dañuy ñoo xam ne toujours bu ñu wootee ñu joxe seen xaalis ak seen doole bu ñu nee téeméer la ñuy sasu nag ñetti téeméer jigéen ñaari téeméer te noonu lañ koy doxale ba bët ki dem bi ñu ñemee seen réunion bi ñu ngay ko seen di doxal kon nag ñooñu yal na yàlla guddal seen fan amiin defal leen tawfeex amiin ñii ñu ko jàppee yal na nu yàlla defal jàmm amiin ba ni ñu ko bëggee rek yàlla defal na ko te am naa ci yaakaar amiin yaa rabbi tonton amiin yaa yow nag amuñu sa tey si la d'accord amiin yal na yàlla guddal soo fan amiin yal na la yàlla may wér-gu-yaram amiin yaa rabbi yal na la yàlla defal tawfeex amiin yaa rabbi léegi laay wax Habib Diom ak sëñ Modou Fall Baye Fall man leen Malick Sylla nee na 20 minutes dina ko jël jox ma woo ma kon nag lii may wax ci ñoom ñëpp laa koy waxal ak seen tur ak seen kàddu waaw semaine prochaine seet na daal yal na yàlla seetal sa xol dinañ si ñëw semaine prochaine tonton Sëñ Touba bu ne lu nañ ko topp rek waaw dëgg la Sëñ Touba amul morom dëgg la amul morom jërëjëf amul morom jërëjëf merci jërëjëf merci kontaan naa ci jërëjëf merci
Voilà, bu si kanamee dinañu am waa Allemagne très important très important gars yi la voix des immigrés lii la fi nekkee c'est des informations yoo xam ne vrai et juste ok yàggoon nañ leen wax affaire Allemagne fii tey lu fa xew bés yu passé nii c'est parce que temps yëpp connecté wu moon ak diaspora bi à cause de lu xew Sénégal mais si suma ginnaaw jot na fi am ay affaires yu bëri yoo xam ne wax dëgg yàlla c'est autre chose maa ngi ñëw léegi ak Abo ok maa ngi ñëw léegi ak Ibrahima Tambidou depuis Allemagne dafa doy waar sëñ Baye Fall dinaa ko bu si kanamee mu ñaanal leen ok wax dëgg yàlla am na loo xam ne tout le temps mu ngi koy suggérer diaspora bi fu ñu nekk te bu métti am na lu mu leen di wax chaque fois que ñu def fee noonu je pense que loolu c'est très important bu si kanamee dinañ si ñëw léegi. Unlike anything America has known before, the very greatest musical in the history of Broadway, the anthem of New York City, West Side Story, on Broadway. Previews begin December 10th. Every time I use a setting. Sanati kan fon isigi munu ikono miri fendo e bonu fe kina e mogo fi kuma kanema ay monu fe so e mogo fi kuma kanema mbasani sanati kan fon isigi munu ikono miri
basiri ni sabayi kumaka odum te jumandi fantanya te basiri ni sabayi kumaka kanatina kumagalema adum sani sarati kanfo isi munu ikono miri sarati kanu kumakama tufana di senu soro sabata kumakama tufana di senu soro sabata kumakama kumakanga benelama oro sani sarati kanfo ikono miri foro sanu de moyari dunyaro kumakane moyadi modi de moyari Maki bono ni seri kumakana ale moti feni ala dia ala sabaya mansa sabaya kumakana abadi season minta arakera kata saramola tenini kalikela kwale sabaya kumakana Assalamu alaikum, c'est la voix des immigrés avec Malik Sylla à New York. Dylan Center, Dylan gërëm bu baax a baax comme ni ñu leen ko waxee on doit aller en Allemagne xam ngeen lu fa xew dafa doy waar sénégalais yi ñu ngi leen di rapatrier dans des conditions terribles amuñu benn assistance ñi ngi am si ligne bi léegi Ibrahima Tambédou ak Abo Ibrahima ñu ngi lay nuyu. waaw salaamaaleykum Malick maa ngi lay fay. ñu ngi lay nuyu mbokk auditeurs yi. waaw Abo ñu ngi lay nuyu Abo. waaw grand Malick ñu ngi lay siyaar di la di kontaan ci woo bi ñu woo ci suba gi. di siyaar ñi ñuy déglu ñëpp waa grand Ibrahima tamit. merci beaucoup am nañu aussi suñu xarit yi nekk Facebook ñu ngi leen di sant aussi di leen gërëm bu baax a baax lu ñu Ibrahima si yow laa jëm Ibrahima. jotoon nañ fi wax la il y a peut-être 1 mois 2 mois si ginnaaw que vous êtes les Sénégalais de la diaspora allemande sont en danger amuñu benn soutien am nañu problème mais dem nañu fu nekk pour ñu jéem a leen jàppale mais ba léegi gisuñu kenn ku leen taxaw yéen seen biir rek ak seen mandute ak seen dëgëraay ak seen engagement vous êtes en train de se battre pour que franchement situation mi ngeen mun ko régler mais c'est difficile Ibrahima mën nga ñu ñëwal tuuti lan moo xew actuellement nii situation mu ngeen nekk nii fu mu jógee ak naka la ndax vraiment ñu ñuy déglu ñu am si une aperçu. waaw merci Malick dama lay remercier d'abord parce que chaque fois yaa ngi jox opportunité bi ñu mën a exprimer quand même li nga xamante ne loolu la ñuy dund fi nii. donc balaa may tàmbali aussi damay nuyu suma frère Abo. ak Cheikh Diaw. di nuyu Malick yow ci sa bopp. et puis di jaare mbokku Sénégalais yi lépp li nga xamante ne moo fi xew fan yi muy Ousmane Tanor Dieng fi génne di ko ñaanal yàlla suñu borom yàlla na ko teeru àjjana bu kawe. amiin. Malick yaakaar naa ne wax ji nii wax nañ ci waxati ci. li nga xamante ne nag moom moo fi xew barkaati démb keroog. le 16
je pense que ñëpp lire nañ ko ci internet bi gis nañ ko ci réseaux sociaux yi journaux yi wax nañ ci Sénégal wax nañ ci même Allemagne fii sax ñi ngi ciy wax. parce que bii pas li nga xamante ne dafay am musu fee am. c'est la première fois. c'est la première fois. dans l'histoire vol charter jóge Allemagne yëpp ay sénégalais. yóbbu leen Dakar loolu c'est la première fois mu am fii. donc dafa doon loo xamante ne ça a surpris tout le monde. parce que musuñu koo gis. et puis cette fois-ci li nga xamante ne maanaam daf ci am ay irrégularités yoo xamante ne dafa bari. yoo xamante ne vraiment ñun ñu fi nekk ñun musuñu koo gis ñun. ñun musuñu koo gis. je pense que nit ñi war nañu arrêter di wax naan ay dëkku jàmbur boo fa nekkee rek ma dégg naa ci lu ne ay da ngay respecter loi ak ay ñi nga xamante ne dañ leen a yóbbu ay jaaykatu drogue la ñoo ay dugg na fi ak génn na fi ak patati patata. je pense que nit ñi li ñuy wax fii war nañ ko di xoolaat di maîtriser bu baax li ñuy wax lan la. parce que tey jii mënuñu comprendre ñu jël ay nit yóbbu leen Sénégal. ba pare Allemagne ci seen bopp. di bind ki journaux yi. seen Flüchtling bi nga xamante ne moo englobé Bayern bi yëpp ñoom ci seen bopp seen page web seen président bind ci irrégularité yi nga xamante ne am na. di réclamer sax xamante ne delloo nañ leen Sénégal pour ñu war leen delloo kon loolu xam nga ne loi amul foofu. parce que tey bu doon loi am na tey jii kenn du taxaw naan di réclamer nii nokkataan wala naa. ñun ça fait des années ñu ngi ciy wax bu fekkoon nekkuñu ci li ñuy wax teguñu ko ci yoon teguñu ko ci loi je pense que on a eu des problèmes avec les Allemands depuis longtemps. dëgg la. donc li ñuy wax xam nañ ko bu baax. donc affaire bi képp ku ciy wax na nga maîtriser aussi sujet bi ngay wax na nga xam aussi li ngay wax te bañ a accuser ay doomu jàmbur. voilà donc cette fois-ci. affaire bi ni mu demee. man temps yi passé am na ñu ma doon woo ci ñoo xamante ne en fait ci ay biir kaso lañ ma doon woowee. donc à un moment donné parce que d'habitude Allemagne bu fekkee ñoom dañu jàppoon ay nit dañ lay jëndal billet. bàyyi la nga demal sa bopp mais cette fois-ci y a des gens qui sont nga xamante ne resté nañ en prison presque ay 1 mois et quelques. donc dañ leen doon collectionner. au fur et à mesure. donc vol bi dafa doonoon loo xamante ne vol secret la. du côté sénégalais ñoom dañ ko nëbb. côté Allemagne aussi dañ ko nëbb. mais fii yaakaar naa ne xam nga am na yenn yoo xamante ne loo ko nëbb yàgg day feeñ parce que nous on l'a su quand même. dernier moment. xam nga. ñi nga xamante ne nag jàpp nañ leen. am na ci ñoo xamante ne ci identification yu njëkk yi lañ leen jëlee yóbbu. identification yi je rappelle que jusqu'à présent que ne liste bi jeexagul. parce que y avait amoon na benn liste de 49 personnes. boo xamante ne ñoom ci la ñuy segg de temps en temps. Sénégalais yi di jël di ci joxe. maanaam Allemagne yi maanaam ñu jël di yóbbu. amoon na ci ñoo xamante ne aussi. dañu nekkoon ak seen i soxna. bëgg a def mariage civil Allemagne yi nax leen. loolu aussi damay woo suma compatriotes sénégalais yi. affaire bi xeexu bopp la. te xeexu bopp nag yaakaar naa ko waaye di bokk ci. loolu def nañ ko fi defati ko signalé nañ ko fi signalé fi ñi nga xamante ne dañu fi am ay soxna bugg leen takk. je pense que war nañu def attention aussi Allemagne di leen nax parce que am na këyit yoo xamante ne Allemagne bu ñu ko xasee ba jox surtout si côté asile bi. nga am obligation de quitter le territoire je pense que soxlawul ngay perdre temps. parce que nga takk fii ak nga takk Sénégal c'est la même chose. donc mieux vaut nañu jël seen i disposition def ko dans l'ordre parce que bu fekkee ñoom dañ la rapatrier ça devient encore beaucoup plus difficile. donc loolu yaakaar naa ne xeexu bopp la te yaakaar naa ne Sénégal yëpp nañ ci yeewu léegi. parce que ñu ci bari noonu lañ leen naxee am na ñu dem ci vol bi noonu la leen Allemagne yi naxee te c'est pas la première fois def nañ ko fi ñu bari. am na yeneen cas yooyu nag moo ñu gën a préoccupé. mooy cas yi nga xamante ne dañu nekk ci dëkk bi. ay loi bàyyi leen ci dëkk bi. parce que vraiment dinaa ci dellu si après. parce que cas yooyu vraiment ay cas yu exceptionnel la yoo xamante ne ñun bi ñu fi nekkee ba léegi musuñu koo gis te je pense que Allemagne yi dinañ reconnaître ne quand même def nañ ngandam maami erreur par rapport à ces cas. et c'est pas la première fois parce que j'en connais d'autres yoo xamante ne def nañ leen noonu delloo leen Sénégal. te loolu je pense que dinañ ci dellu si après. ok dinañ si dellu si après parce que je pense que illégalement lañ leen delloo. Illégalement nu mu tudd sax Horizon Sans Frontières mu ngi dénoncer ces violations là des droits de l'homme mais dinañ si ñëw après boobu mais dama bëgg a xam rek exactement lii yëpp am na lan mooy complicité état bi. bon état bi actuellement nii. xam nga problème bi mooy. dañuy wax affaire ambassade mais ambassade. ñu fay liggéeyee ambassadeur beeg ña muy liggéeyal yëpp. ay nit lañ ñoo xamante ne ils ont les mains liées. parce que amul benn décision boo xamante ne ci ñoom lay jógee. man identification yi mën naa laa wax la ne depuis première ambassadeur bi fi njëkkoon a nekk muy Momar vraiment di ko ñaanal kooku fii Sénégal yëpp ñu ngi koy jooy. mais waaju baax noonu quoi. ak fépp fu mu mën a nekk rek ñu ngi koy ñaanal yàlla. kañ la fa jógee moom kañ la fa jógee.
jóge na fi léegi ça fait 1 an quelque chose comme ça. yaa fi jóge noonu quoi moom moo fi nekkoon mais moom bi mu fi nekkee wax dëgg yàlla fii Sénégalais yi daaw ñu joytu daaw ñu am benn problème. koo xamante ne policiers yi dañ daan jàpp nit andil la ko mu laaj la ndax da nga bëgg a dem boo bëggul dem moom du la identifier du la yóbbu loolu ñëpp xam nañ ko. nit ku julite nit ku dëggu. fii Sénégalais yëpp a koy jooy. pour des raisons A ou B je ne sais pas pour des raisons politiques parce que ñun politique ñu doxuñ ci yooyu donc mais man xam naa ne c'est pour des raisons politiques moom moo tax ñu jëlee ko fi parce que nit en général c'est comme ça boo politiqueul doxoo ci yenn yu ñàkk fayda yi en général ñi lay xeex dafay bari donc noonu lañ ko fi jëlee yóbbu ko fi xam nga biñ ko fi jëlee andi fi monsieur Sall aussi moom aussi mu doon nit koo xamante ne xam nga nit ku fiable la nit ku correct la man déggoon ak moom téléphone ci problème bi xam nga mu dégg woon nañu problème bële passé aussi mais moom kàddoom aussi du changé parce que problème bi mooy il faut reconnaître que ne ambassade bi ñoom ils ont les mains liées parce que identification yi nga xamante ne def nañ ko fi heureusement que ils ne sont pas encore revenus depuis encore pour en faire d'autres mais identification yi ñu njëkkoon a def liste boobu ambassadeur yoru ko nekkul Allemagne liste boobu Sénégal lañ ko yóbbu woon au niveau du ministre de l'Intérieur identification yi foofu lañ ko defee woon te ambassade bi ku nekk xam ne ñoom dañoo am ay kilifa affaires étrangères ñoom ñoo leen gérer donc bu fekkee tey jii liste bi dafa jógee Sénégal ñu transmettre leen ko jox ko Allemagne yi jël liste bi ñoom bu ñu ñëwee présenter au niveau de l'ambassade de leen Sénégal jox na leen turu diw ak diw mais c'est une obligation ñoom ñu bind laissez-passer bi jox leen bu ko defee ñu fekk seen i borom seen kër jël yóbbu leen donc ambassade mu ñu leen reprocher lu bari peut-être am na yeneen ak yeneen yoo xamante ne loolu c'est en dehors de problème yi nga xamante ne moom mooy rapatriement yi mais loolu mënu leen ko reprocher problème bi yëpp Sénégal la te Sénégal problème bi li ko andi mooy je pense que ne Macky Sall moment bi nga xamante ne asile yi bari dañ Sénégalais ils étaient ici nombreux plus de 3000 personnes moom moment bi mu fi ñëwee mu taxawoon ak ñoom wax ak ñoom langage de vérité par rapport ak loi yi nga xamante ne moo am Allemagne je pense que problème bi yëpp du am fii parce que mënuñu imaginer nit ñi nekk fi quand même pendant plus de 7 ans nga jékki-jékki jël leen buub leen noonu yóbbu leen am na ci ñi nga xamante ne dem nañu par exemple benn waa joo xamante ne ça fait plus de 15 ans qu'il est sorti du Sénégal 15 ans il a fait 7 ans ici en Allemagne cas boobu actuellement ni moo préoccupé Allemagne bi yëpp le gars il a eu mu ngi fii actuellement ni en Allemagne am na fi ñaari doom ay seex ñaari doom jour bi nga xamante ne ci lañ ko jël yóbbu ko Sénégal c'était le jour de l'anniversaire de ses jumeaux te xale yi ay allemand lañu ay allemand lañu fii lañ juddoo seen mère allemande la yor nationalité allemande donc affaire boobu noonu moo jaaxal actuellement nii dëkk bi yëpp la jaaxal ndax mosuñu fee gis lu mel noonu parce que loi bi li mu wax dafa leer naññe nit bu fi amee doom ji même bu fekkee sax nekkul nationalité allemande mu yor rek carte de séjour ab carte de séjour bu mu mën di doon étant donné que papa wala yaayam yor na ko rek kooku doom dafa war a am automatiquement këyit su fekkee da nga fay am doom ji nekk allemande doom ji nekk de nationalité allemande da nga am droit toog ci dëkk bi ba doom ji majeur jusqu'à l'âge de 18 ans loi bi loolu la wax am na nag ay cas exceptionnels par exemple cas yi nga xamante ne ay crime la ñu ay jaaykatu drogue wala ñu am fi am def fi ay tooxindoo yu mag a mag wala seen yoon nekk ci seen loolu loi bi may nañu jéggi loi bi en fait pour jël ñooñu delloo sa dëkk mais tel n'est pas le cas pour ce gars man ci sama bopp j'ai contacté son avocat on a longuement discuté contacté naa bi nga xamante ne moom moo doon toppatoo ay dossiers am on a longuement discuté woo na ambassadeur waxtaan ci ak moom ay xaritam bi nga xamante ne ñoom ñoo dëkk ak ñoom kenn ku ci nekk seen bi benn la man personnellement j'avais des doutes ma ne cas bi mosuma ko gis donc je vais attendre ba mu dem Sénégal ma wax ak moom bi rappelé na ma téléphone on a aussi discuté mais mu waatal ba ci kàppal yàlla ne mosul am strafe fii ci dëkk bi strafe mooy affaire yu sew sewaan ni ngay def yoo xamante ne naka sudu noonu wala nii wala naa ñu taxe la ci nga war ko fay ak yooyu nee na ma yooyu sax mosu koo am c'est pas possible donc waatal ma ci ne ma mosu fee am benn problème fii ci biir dëkk bi xam nga Ibrahima mais la preuve le lendemain Bayern seen flux du ngaraat bi mais ñoom seen président bi ci boppam dafa réclamé gain bi ñu defal ko attestation mu ñibbi si waat automatiquement ça veut dire que nit ñi jalgati lu nit ñi et puis c'est pas le premier cas qu'on a déjà vu am na ay cas yoo xamante ne actuellement ñi ngi Sénégal am fii doom ñu séparé leen ak seen i doom mais ñooñu kañ la ñuy gisaat seen doom mais Malick ban tubaab moo ñemee nekk Sénégal am fa ay doom ñu jël ko delloo ko fii en Europe delloo ko en Allemagne ne ko say doom doo waratoo koo gisati loolu fan la am loolu ban tubaab lañ ko ñemee def et puis pourquoi maintenant le contraire
mais je pense que nag il est temps quand même ñu war a jóg ci yenn yi quoi ñun newuñu seen dëkk. ñoom dañoo voté seen loi. on est obligé de respecter leur loi. am na yenn yoo xamante ne mënuñu koo xeex parce que loi bi moom moo ko tëral mais nag quand même ñoom ñoo voté seen loi il faut qu'ils respectent leur loi d'abord avant qu'on le respecte. c'est pas possible. voilà c'est énervant parce que vous n'avez pas de soutien ku leen war a taxaw toppatoo leen faalewu leen ma ñëw si Abo dinaa ñëw très important parce que y a de ces questions yoo xam ne il faut ñu régler ko fii bu dee mën nañ leen jàppale ñu jàpp bien yéen il faut ngeen taxawal seen bopp te am na nu ngeen ko war a defee Abo yóbbu nañ 19 personnes actuellement au Sénégal ok jot nga si wax ak ñoo xam ne dellu nañu ak wala ñu nga sexal relation foofu yan condition la ñu ñibbee ak nan nga waxtaan ak ñoom bu ñu yeggee Sénégal. waa grand Malick ñu ngi lay siyaar bu baax a baax. waa di wax ne rek. li grand Ibrahima wax. noonu la demee. doon daanaka que ñoo nekk fii nii biir Allemagne. di wax ne 20 personnes yooyu ñuy wax moom la ñu yóbbu am na ñaar ñu ma ci xam. kenn ki mooy ki grand bi di wax ne dafa am ay doom fii. ak beneen waay bu naan Moustapha kooku mus naa dajeeg moom tamit quoi. mais vraiment dafa jéggi dayoo ndax waa ji am ñaari doom yi ñu yóbbu ko yàlla xam na ne li Ibrahima wax rek laay seede ci moom mbaax rek laa xam ci moom bi ma koy mujjee gis. juma lañ mujjee daje ci juma turquien yi ñoo julleendoo ajuma. te day daw plus de 40 kilomètres vélo lay dawale vélo 40 kilomètres pour ñëw ajuma. c'est pas possible. kooku am na lu nekk ci moom. muy daw 40 kilomètres ak vélo pour julli si wala lu ko ëpp sax kooku man même pas 3 kilomètres laay def pour dem jumaa ja moom day daw 40 kilomètres pour ñëw si jumaa ji. pour wax rek li ma xam ci moom ci mbaax. kon li Ibrahima di wax noonu lay setal comme ñi ñaaw njortu naan xëy na dafa def lii. wala dafa def lee du defut ñu ko xam nañ loolu. aussi di wax ne rek comme ni ko grand bi waxee léeg-léeg Allemagne dañuy violer loi bi man loolu laa jàpp. parce que bu fekkente ne doomu aadama yi ñu ngi ci dëkk bi. nekk fekk yeneen façon xeet. oui. nekk fekk ay naar nekk fekk façon bu nekk donte ne bi ñuy ñëw ci dëkk bi dañ fi ñëwee illégal ñëwee wuñ fi ak maanaam visa wala leneen. mais du question ñëwee wu fi visa rek amoo fi benn possibilité. c'est ça loolu. ouais. am na yeneen possibilité yu la dëkk bi may. léegi nag ñoom ci biir possibilité yooyu dañuy profito. avocat sax da nga koy jël mën la noo lii mënuma ci dara. te fekk léeg-léeg day mel ni ñoom ñoo la sax dul bëgg a jàppale. may wax ne rek dafa am benn loi bu ñuy wax Einwanderungsgesetz. mooy loi grand Ibrahima mu ngi may dégg am na benn loi bu ñuy wax ne ñoom dañ koy voté 2020 bii. waaw même pas 2020 même pas 6 mois. oui. loi bi dafa wax ne képp koo xamante ni ñëw nga Allemagne. avant 2016 am na benn mois bu ñu ko yemale avant 2018. oui pardon avant 2018. am na benn mois bu ñu ko yemale ne loi bi képp koo xam ne fekk na la fi avant boobu noonu. am nga droit liggéey am nga droit toog fi am nga droit ñu may la sa sens pour nga intégré wu ci dëkk bi. c'est pas possible. léegi nan la fi Sénégalais di ñëwee depuis 2013 wala 2014. toog fi amul benn problème sàccul fenul. am na si ñoo xam sax dañ daan liggéey. dañ daan liggéey di xëy di wàcc yoroon seen i appartement ak lépp. gars yi nangu seen lépp. ba pare ñu toog fi plus de 7 ans wala 5 ans. wala lu mu mën a doon 3 ans. loi boobu war a génn même pas 6 mois ngay profité nit ñi den jël di leen delloo. loolu même bu dul dara sax ñun sunu ñu fi nekkal wala sunu gouvernement am na loo xamante ni war na ci xalaat. xam nga te loi boobu ñuy wax tey jii am na dëkk yuñ ko nangul. pourquoi sénégalais ñoom bokkuñu ci. pourquoi ñoom ñu ne par exemple naar yi fi yàgg sax te monté amuñu woon kayit ñoom bokk nañ ci wala nii mais sénégalais moom bokku ci. mais mënu leen si bokk dans la mesure que yéen yaa leen ko fi wax ngeen ne le président Macky Sall vous a vendu. dafa ñëw signer ay documents ak mais yéen la ñuy viser wu ñu Gambien viser wu ñu Ghanéen viser wu ñu Turc viser wu ñu keneen mais yéen la ñuy viser mais yéen. Qu'est-ce que vous attendez ngeen dem devant ces consulats là mais ngeen def lu leen war qu'est-ce que vous attendez. waaw grand Malick wax nga lu am solo. te ñun lañu visé tamit loolu moom wax nga ko lu am solo la mais dafa di ñoom ci seen bopp. oui Ibrahima xam naa dinañ ñëwaat ci loolu ñoom ci seen bopp ñoo bind ci biir kayit yi ne. oui loi bi amul kenn ku ci képp koo xamante ni 2000 maanaam ñëw nga fi avant 2018. oui avant 2018. ci nga bokk. si nga bokk war nga am kayit. waaw mën nga am 3 ans yoo xam ne dañ lay jox. arbeit law ba def nga dem liggéeyi. c'est pas possible. te bu fekkente ne comme ni ko Ibrahima di waxee defoon nga fi 5 ans. oui ñu joxaat la 3 ans. day nekk 8 ans. dëgg la xam nga. oui. waaw
léegi ñoom ñoo ne képp waxuñu comme kii moo ci bokk ak kii moo ci bokkul. c'est que loi asile li ñu doon wax ci loi asile loi yooyu dañ doon wax naan ku dëkkam am guerre ku dëkkam am yii ku am lii ku amul lii. mais bii nii dañ ne ñi fi yàgg illégal te amuñu kayit. képp koo xam ni 2018 bi. avant 2018 bi fekk na la fi am na benn mois buñ ko yemale ñu ne yow. am nga droit am sa possibilité dem liggéeyi dem defi lii dem jàngi dem defi lii. ok léegi man li ma mënta comprendre même pas 5 mois même pas 6 mois année bi jeex. ñi jël nit ñi di leen yóbbu te ñii def nañ fi ay 7 ans. di leen maltraité am na ñoo xamante ne nii waaw te dinañ ñëw ci niñ leen yóbbu grand. te li ma gën a nuñ leen yóbbu loolu laa bëggoon laaj kii léegi Ibrahima nan la ñu yóbboo yan condition lañ leen yóbbee fekk la sa kër comment ok témoignage yu ngi si dëgg koo xam ne dafa woo jabaram daf ko ne man maa ngi may yóbbu ok mais si condition yooyu c'est inhumain bu ñu yeggee Dakar condition yooyu est-ce que sénégalais accueillir nañ leen aussi mooy beneen question bi est-ce que jëm nañ leen toppatoo. waaw Malick balaa maa ñëw ci loolu sax balaa ñoo yegg Dakar. oui am na ci beneen cas boo xamante ne. oui. benn waay la bu nekk fii. yor lu ñuy wax umba fristet mooy indéterminé maanaam un séjour indéterminé. oui waxuma la sax séjour indéterminé. même séjour 1 an. oui 1 an. oui boo ko amee ci dëkk bi. nga am fi doom. sa doom dafa war a am séjour comme yow. loi bi loolu la ñun waxuñu ko ñoom ñoo ko bind teg ko ñun loi la ñuy wax. mais est-ce que voilà loi nga wax temps baa ngi jeex temps am nañu quelques secondes bàyyi ba seconde bi jeex léegi ñu ngi changer heure bi c'est très important am na lu ma la fi bëgg a poser ci question bi dégg nga ok voilà donc on attend le temps ça bouge là voilà. c'est vraiment triste c'est vraiment triste franchement on va changer l'heure là c'est vraiment triste les Sénégalais vous êtes tous de la diaspora yéen ñu nekk nii ci Facebook bi vous avez vu il faut que ngeen organiser wu nekk benn jéem a résoudre ce problème là franchement les gens ça marche pas hein ouais. Adi, kamu kini jangan curahkan Mani domi kini jangan waruda, bangga ngadu di mami Mani domi kini jangan waruda, bangga ngadu di mami trial today. Free for 30 days and just waru tik waru ragal moom waru daw bam na tuuti moom mi ku mu nekkan ku daw yàlla lu ku dàq jaana fa jaan kooku du buur moom du bummi ku daw yàlla lu ku dàq sina ka fa jaar kooku du buur moom du bummi ami gini ñay duragal voilà Ibrahima ñu ngi leen di nuyu di leen sant yéen ñu ñuy seetaan aussi ci Facebook thank you for being here Ibrahima nañu dem ci affaire boobu condition yi ak franchement nu mu demee nii nu ñu leen yóbbu ak est-ce que taxaw nañ leen fële. bon tantôt maa ngi doon expliquer. kaw waa ji nga xamante ne aussi daf fi nekk yor un séjour indéterminé. c'est ça comme ni ma la ko waxee rek. dëkk bi boo fi nekkee yor séjour nekk fi de façon légale. loi bi li mu wax mooy dafa leer. soo fi amee doom
dafa am benn règlement loi boo xamante ne day woote ci unité familiale maanaam famille amuñu droit di ko séparer parent bi papa ji bu fekkee dafay nekk de façon régulière wala doom ji nekk fii amuñu droit séparer maanaam famille bi tant que xale bi am majeurul amul 18 ans loolu je pense que ñoom ñoo ko bind ñun binduñu ko voilà mais waa ji ci boppam moom bi dafa liggéeyi woon këram lañ ñëw këram mu am doom ci xale la yàggul judd noonu sax quoi comme moom am na séjour de façon indéterminée doom ji dafa war a am séjour automatiquement c'est ça jabaram c'est vrai que jabaram ci situation azédi la nekkoon donc jabar ji le fait que doom ji déjà am droit séjour doom ji aussi mun ñu ko séparer ak yaayam c'est ça waa ji bi mu demee liggéeyi këram lañ ñëw fekk fa jabaram ak doomam à 18 heures lañ leen jël yóbbu leen moom amul lu dul jékki-jékki ñu woo ko téléphone fa muy liggéeyee jabar ji woo ko ne ko policiers yi ñooñu yàpp maa ngi nii maag sa doom ñu jël di ñu yóbbu mayuñu ko sax mu jël temps pour jël ay bagages am mayuñu ko sax temps xale bi ci boppam laa lay wax nii dañoo daw ay kilomètres 17 heures ñu kii fa mu ñu yegg 4h30 du matin ci guddi gi dañuy doog a yegg aéroport de Munich diggante bi arrêté nañu sax taxaw pour mu ñu seet maanaam meew boo xamante ne mën nañ ko jox doomam mais kooku tey jii nii yóbbu boobu ñu nga xamante ne séparé wu nañ ko ak doomam ku liggéey ñëw fekk sa jabar ak sa doom sa kër maanaam ñu dem loolu nañ ñu wax fan lañ ko teg fan la ñu teg loolu te loolu du cas yoo peut-être cas bi actuellement ni day door a feeñ ci le fait que ñu def benn envoi groupé regroupé ñëpp yóbbu leen mais yooyu yàgg na fay am ñun seen loi ñun ñoom ñoo ko voté ñoom ñoo teg seen i loi ñun mënuñu du respecter seen i loi mais quand même ñun aussi li nga xamante ñun ñu ko moom quand même nañ ñu ko respectel te loolu yaakaar naa ne suñu état moom moo mën a taxaw aussi défendre loolu bu loolu weesoo vas-y waaw bu loolu weesoo tey ci ñoom bi nga xamante ne yóbbu nañ leen Sénégal man am na ci ñu ma ci woo bari quoi mais naka ngay jëlee ay nit ñoo xamante ne parce que am na ci ñoo xam ne seen buntu kër lañ leen fekk yóbbu leen pantalon bi ñu sol ak t-shirt bi ñu yor moom lañ leen yóbboo am na ci ñoo xamante ne gars yi dañ leen a piégé ne leen andi leen seen passeport parce que da ngeen war a déposer seen i papier ba ñu leen di yóbbu ba ñuy dem di yóbbu foofu ci maire bi pour déposer fa lañ leen jàppee jël leen yóbbu leen aéroport mooy ñu leen sax seen temps pour ñu contacter parce que ñu ci bëree bëri lundi après midi bi ci lañ leen jàpp mardi fajar suba teel gi lañ leen jël embarqué leen yóbbu leen donc seen i avocat am na ci koo xamante ne avocat am ba 23 heures ci guddi mi ngi liggéey ci dossier waa ji pour ñu bañ ko delloo mais heure boobu tribunal bi c'était déjà fermé am na ci rapport bu ñu ma yónnee boo xamante ne sax juge bi ci boppam bi muy conclure joxe rapport am dafa bind avocat bi ne ko message bi dañ cay jot tardivement parce que heure bi nga xamante ne moom la lendemain ci la xëy si ay 9 heures et quelques ci la jot dossier bi et en ce moment le vol était déjà parti à 8 heures et quelques donc amuñu sax temps réaction te ñooñu ñëpp dañoo am droit toog ci dëkk bi ñoom bi nga xamante ne dem nañu Sénégal koo xamante ne ci mbedd bi nga ko jàppee yóbbu ko ñii nga jàpp leen fekk leen seen kër bett leen yóbbu leen xanaa sax bu ñu demee ba Sénégal war nañ autorités yi war nañ leen mën a accueillir au moins mettre leen dans de bonnes conditions am na ci ñoo xamante ne ba fii may wax ak yow nii eggaguñ seen kër ñi ngi Dakar toog parce que passe bu ñu yóbbu sax yoruñu ko loolu moom dama koy wax mu leer ñëpp dégg ko am na ci ñoo xamante ne seen kër sax demaguñu fa parce que passe bu leen yóbbu sax parce que dëkkuñu Dakar nekkuñu fa gëj nañu Dakar comme ñaata at a ngi fa aéroport bi nga xamante ne actuellement Blaise Diagne bu bees bi ñuy defar wuñ ko Dakar xamuñu woon sax aéroport bi fan la nekk. musuñu ko gis ils ont eu d'énormes problèmes sax pour ñibbi. c'est ça bi ñu demee foofu ñoom li ñu leen wax nee nañ leen autorités yi actuellement dañoo am décès Ousmane Tanor Dieng yal na ko yàlla yërëm de passage. comme dafa décédé autorités yëpp foofu la ñu nekk mais ñoom am na ñu yebal mais ñooñu nga xamante ne yebal nañu leen. au moins war nañ leen jox ay conditions yoo xamante ne bu ñu demee dina leen accueillir dignement jàppale leen ñoom ñu ñibbi mais lan lañ leen wax actuellement nii mënuñu leen dimbali mënuñu leen jox dara mais dañ leen di bàyyi ak suñu numéro téléphone nañ leen di woo demee te bu ngeen ñu woo ñi nga xamante ne mën nañ leen jox passe ñu ñibbi ñu jox leen passe ñu ñibbi les gens ils ont appelé le lendemain ki ci jot téléphone ki leen jox seen numéro téléphone dafa mujj coupé téléphone am lan leen wax ne leen waa dégg naa ko daal di coupé ba tey ba démb laa lay wax ni jox amul dërëm boo xamante ne jox nañ leen ko même bu fekkoon benn 5000 francs sax ñu mën a retourner seen kër moi je pense que loolu ñaaw na trop ñu ngi koy ñaawlu trop daal vraiment ñaaw na trop quoi vraiment c'est vilain. C'est très vilain. C'est pas sérieux. C'est vilain et c'est pas sérieux. Ok. J'ai toujours dit par exemple qu'il y ait une unité si diaspora bi ñoo xam ne ñoom mën nañu xeex parce que dans la diaspora européenne il y a tellement d'intellectuels ñoo xam ne c'est des hommes de droit lan la ñuy seetaan kañ
lan ngeen di seetaan mais c'est ce que je vous dis toujours c'est pas comme les États-Unis ñun bu Trump commencé affaire am yi salax yi on sait que à tout moment tu es da nga am risque mais l'association des Sénégalais d'Amérique dafa jël le devant xam nga taxaw xaar seet wut ay avocat wut ay numéro yoo xam ne problème foo ko amee rek automatiquement nga contacter avocat bi wala nga contacter sa mbokk wala naka nga koy defee quel que soit nu ñu la bettee mais le Sénégal Abo yow lay expliquer yéen ñu yegg noonu ak yéen condition yu ngeen di dundee foofu Abo ok mais lan ngeen defagum pour faire face à ça lan ngeen defagum Abo je pense qu'il y a un problème réseau allô Ibrahima waaw ouais dafa naa Abo dafa dem ok waaw maa ngi dégg ok est-ce que dégg nga question bi waaw maa ngi dégg grand ok ma ne lan ngeen defagum laa wax non maa ngi dégg waaw ok yoo lay déglu waaw dégg naa ko waaw li ma ci bëgg waaw moom laay wax li ma ci bëgg a wax foofu rek damay ñëwaat ci li grand Ibrahima wax tuuti rek muy côté ni ñu yóbboo suñu mbokku sénégalais yi ba Sénégal seetaan leen vraiment loolu metti nañu trop parce que ay doomu jaamur lañu yoroon seeni kër yoroon ay njaboot waaw ba pare ñu jël leen noonu rek plus de 5 ans 6 ans 7 ans sànni leen seen réew léegi bu ñu demee lan la ñuy wax seeni mbokk vraiment may ñaan gouvernement Sénégal depuis ñi yóbbu ñu ma fekkee ñëpp nañu jël doomu jaambur yooyu ñu taxawu leen teg leen ci ay conditions yu baax parce que ay xale lañu ñu ci gën a nekk mag ay 35 ans lañu am wala man ñi ma ci xam dañ leen jàppale teg leen ci ay conditions parce que fii ñu jógee dañ ci amoon yaakaar ñu jàppale leen dajale leen jëm leen a jox luñ def comme waa États-Unis ñu leen dimbalee woon biñ leen fi tuddee wala ñeneen wala ku mu mën a doon parce que ay doomu jaamur lañ première fois may ñëw ci loolu te gars yi bàyyiwuñu dinañ leen jéem a mobiliser ñu jéem a yëngal foofu Sénégal pour ñu xam ne dañ ñëw violer seen i droit waaw léegi ñun ñi des ci dëkk bi fii nag waaw Macky Sall bi mu fi daan ñëw ba léegi daraan wax ne toog leen comme ni ma koy waxee toujours toog leen dinaa liggéenti seen cas ñii wax na ne dafa jot moom mu déplacé wu ñëw parce que moom lañ dénk suñu réew comme ni ko gars yi di waxee moom lañ dénk suñu Sénégal moom moo taxaw ne dinaa taxawu Sénégalais ci lépp lu mu mën a doon ñun ñoo fi gën a tuuti motatuñu sax 600 personnes Sénégalais yi comme ni ko grand Ibrahima di waxee yeneen dëkk yi ay 17000 ay 20000 ay 15000 nga leen di compter ñun motuñu sax 600 Sénégalais 600 Sénégalais moom war na yu mën a leen di ñëw sacrifier mu taxaw fii wax ak Allemand yi ne leen ñii kat samay doomu réew lañu yàgg nañ ci dëkk bi am na lu leen droit may li leen droit may leen ko mais keneen ku fi ñëwati koo xamante ne nii parce que Sénégalais ñëwatu fii Allemagne Sénégalais yi ñëwatuñ fa donc yéen ñu fa nekk noonu dañ leen war a sauvegarder ngeen toog ñu jàppale leen n'est-ce pas waaw loolu laa bëgg a wax parce que bëreetuñ fii fii koo laaj système bi lan la danaan la ñun bëreetuñ fii waaw man loolu laa gëm parce que bëreetuñ fii moom war na mën a ñëw mu toog ak Allemand yi waxtaan ak ñoom ak lu mu mën a doon parce que tamit grand Malick bu fekkee da ngaa yor 5000 mu bëgg a ndékki waaw yoruma téeméer yu ma ndékkee bu fekkee damaa ñëw di la jaay naqari deret doo ma may téeméer kon damay ñëw ñaan la ne la grand man de damaa bëgg a ndékki may ma téeméer ci xol bu sedd guy nga yëkkati téeméer may ma waaw loolu la parce que Allemand yi tamit am na loo xam te ne naqari wu ñoo liggéentil ñëwal nga toog ak ñoom nga waxtaan ak ñoom lu mu ci mën a doon ni ay nit lañ comme ñun waaw mais loolu laa lay laaj léegi yéen lan ngeen ban jéego ngeen dox si loolu pour ngeen mu mun a nekk parce que il faut ngeen dox ay jéego il faut quand même ngeen génn il faut ngeen mobiliser wu def dara lan ngeen defagum ba léegi si loolu waa xam nga Ibo dafa am problème réseau ah Ibrahima waaw xam nga ñun dañoo gars yi dañ fi nekk yëngu nañ def nañ li ngay wax ni yëpp gars yi ci bëri def nañ ko dem nañ fu ñu war a dem marché nañu def nañ lu bëri mais boobu ba léegi affaire yi noonu la demee affaire yi boobu ba léegi yënguwul ñun mënuñu grand ñun dañu nekk ci amba quoi dañu nekk ci suuf ñun mënuñu wañaar loxo gars yi mënuñu leen def dara mais vraiment
di wax ne rek ñu ngi jéem a xoolaat nag yeneen technique yu ñu mën a def pour génn ci mais lii il faut que gouvernement dugal ci loxoom. D'accord. parce que comme ni ma ko waxee ñoom ñoo fi yónni gars yi ñu identifier doomu jaamur yi. di leen yóbbu. ñoom ñoo fi buñ lay jël si tamit dañuy violer say loi fekk la comme ni ko Ibrahima waxee sa buntu kër noonu lañ jëlee yóbbu la. waaye léegi ñi fi nekk lan lañ mën a def. doy na waar dëgg naa ko. loolu la quoi Ibrahima affaire yi vraiment maa ngi ñaanal gars yi jàmm nag di leen ñaanal jàmm ñi ñu yóbbu Sénégal. yàlla taxawu leen bu baax a baax. merci parce que dafa metti ay doomu jaamur lañu man maa ngi déglu ay audio fii mais sama yaram day daw. dëgg la man sax am na audio yuñ ma yónnee yoo xam ne wax dëgg yàlla ñu yal na leen yàlla taxaw ay doomu jaamur yoroon kër xam nga di dimbali seen i wajur xam nga tey jii Macky Sall manqué wul dépense tey jii Aliou Sall manqué wul dépense ku ci mën a doon yaa ngi jox say wajur lu ñu tuddee ay doomu jaamur nga jël leen toroxal leen vraiment métti lu nañ ko rafetul quoi merci Ibrahima waaw il y a 54 790 demandeurs d'asile en Allemagne ok Horizon sans frontières dafa ne il n'est pas question parce que ñëpp ñoo xam ne tey ay sénégalais na am na ñu fa dugg jaaruñu directement dem ñu ngi jaar Italie ñu ngi jaar fële Grèce ak yu mel noonu tu vois et on a su que dafa am benn accord boo xam ne moom moo am accord du Dublin bi Dublin 3 donc il n'est pas question ñu jël fa ñoo xam ne jaarewuñu directement ñu dem kii dafa am fu ñu jaaree ñu dugg dañ leen war a delloo dëkk yoo xam ne dañ leen foofu la ñu jaaree foofu la ñu jógee mais pourquoi loolu yéen taxawu leen si loolu wala ngeen am ay avocats yoo xam ne ngeen ce que le gars là a dit pourquoi yéen jéemu leen si taxaw pour jéem a régler lu mel noonu. waaw mais Malick ci côté boobu moom. il faut ma apporter ci benn précision. oui. c'est-à-dire Allemagne bu fekkee da nga fay dugg si nga ne da ngay déposer asile. léegi ñoom ñooy def seen étude. waaw bu ñu defee seen étude xool ba xam yow da nga ñëw jaaruloo traversé wuloo de toute façon Allemagne mënuloo fi dugg te traversé wuloo beneen pays européen ça c'est sûr. exactement mais la plupart des Sénégalais yi fi nekk ñoom ñu ci bari séjourné nañu ci yeneen dëkk européens yi. waaw léegi maintenant ça dépend su fekkee da nga yegg si. ñoom ñu gis ne am nga séjour benn dëkku européen boo njëkk a séjourné parce que loi Dublin boobu ngay wax noonu loolu la stipulé. loi boobu modifié nañu ko fi ba tey. li muy stipulé mooy bu fekkee da nga jaar ci beneen pays européen. nga séjourné fa. wala nga demandé fa asile. ñoom bu ñu ñëwee bu ñu gisee sa empreinte ne jaaroon nga ci dëkk boobu. loi Dublin bi li mu wax mooy dëkk boobu nga njëkk a jaar ñoom ñoo yor sa droit d'asile foofu nga war a dem nga def fa demande. waaw. su boobaa. Allemagne bu fekkee dañ la rejeté nga def recours tribunal bi rejeté waat ko. ñoom da nga am obligation pour dellu dëkk boobu nga xamante ne fa nga jógee. oui. mais deuxième cas bi mooy bu fekkee da ngaa ñëw Allemagne gisuñu sa empreinte fenn. ñoom dañuy accepter maanaam pour nga am droit déposer asile ci biir dëkk bi. mais bu fekkee dañ la rejeté tribunal bi rejeté la donc da nga am benn lu ñuy wax Ausreisepflicht nga war a am obligation quitter le territoire su boobaa bu fekkee demuloo ñoom bu ñu lay delloo Sénégal dañ la war a delloo. loolu aussi il faut mu leer ci bopp ñëpp. ok. voilà donc loi Dublin boobu moom c'est sûr et certain que ne dinañ ko appliquer mais appliquer wuñ ko nag ci ñëpp parce que bu fekkee yow da nga même bu fekkee da nga nekkoon beneen dëkk ñu ñëw gisuñu sa empreinte foofu noonu. accepté pour nga déposer fii. bu ñu lay delloo aussi Sénégal lañ lay delloo mais dafa am benn cas boo xamante ne cas bu xaw a spécial la booy ñi nga xamante ni dañoo jóge woon Grèce. parce que à un moment donné. Allemagne ci boppam ñoom xam nañ ne majeure partie bi ñu bëri Grèce lañ jógee Grèce ci Union européenne la bokk. ci convention bi la bokk. donc ñooñu normalement Grèce lañ leen waroon a delloo. effectivement mais à un moment donné Grèce tellement ils étaient saturés li ñu yoroon ci ay nit attanuñ ko woon te ñoom amuñu doole noonu aussi comme les Français ou bien les Allemands. Grèce dañoo bañ dañ ne carrément ñoom duñu nangu kenn ñëwaat fa. donc ñoom il faut ñu jéggati loi bi jàpp ñooñu tey jii nii di leen delloo aussi Sénégal loolu aussi il faut le signaler. waaw peut-être Boubacar Seye buy wax moom côté boobu lay waxee mooy loi Dublin bi Dublin 3 bi Dublin 3 bi. ñoom amuñu droit di leen delloo Sénégal dañ leen doon delloo ci dëkk yi nga xamante ne fa lañ jógee mais comme am nañ conflit diggante ñoom ak dëkk yooyu te dëkk yooyu accepté wuñu ñu ñëw fi ñoom de ce fait léegi ñoom dañ leen di delloo Sénégal. loolu tamit wax dëgg yàlla c'est pas normal parce que loi bi aussi li mu wax foofu il faut aussi ñu respecté ko. su fekkee ñoom mënuñu leen delloo Grèce ils n'ont qu'à les retenir ba négocier ak Grèce delloo leen Grèce aussi Grèce xam nu muy def. voilà donc côté boobu moom wax dëgg yàlla aussi je pense que de loi bi aussi war nañ ko xoolaat mais malheureusement comme ni ñu koy waxee rek loi kenn du ko respecté comme ni mu waree. kenn du ko respecté comme ni mu waree. voilà léegi lan mooy seen dernier mot exactement lan ngeen soxla tey. bon Malick man li may wax rek mooy. xam nga dëkk boo ci ñëwee dafa am ay charte.
am na yenn yoo xamante ne tey jii man jomm naa taxaw di xeex naan lii warul am te mu doon loo xamante ne dañ ko bind ci ay këyit mais bu ñuy taxaw di wax di yuuxu loo xamante ne lii dañ ko war a respecté dafa doon loo xamante ne loolu suñu cër la ñu moom ko ñu war ñu ko jox ñu war ko respecté mooy comme cas yi ma la cité waaw mais attends am na ci aussi attends dagguma la mais respecté wuñu ko te nga am état bu war a taxaw ne lii dañ ko war a respecté woo ambassadeur bi toog ak moom won ko document yi ñu mun ko régler fii au niveau du Sénégal ndax ñu may leen jàmm te loolu amul mais loolu donc loolu ngi kaas kan ngeen di bon est-ce que mais c'est ça le problème comme ni ma la ko waxee nii léegi rek quoi man personnellement j'ai eu à parler avec l'ambassadeur son excellence monsieur Sall waxtaan naa ak moom mais comme ni ma la ko waxee ñoom dañu am ay limites dañu am ay kilifa te décision yi ma di ko répété waat encore décision yi yëpp daanaka Sénégal lay jóge loolu il faut que ça soit clair Sénégal lay jóge donc gouvernement Sénégal kese ñoom ñoo mën a taxaw régler problème boobu mais problème bi mooy du ambassadeur bi moo mën a régler loolu parce que comme ni ma la ko waxee boobu ba léegi bi fi ambassadeur bu njëkk bi nekkee ba tey jii nii amu fi benn sénégalais boo xamante ne police daf ko jàpp yóbbu ko ambassade na leen defar leen ma kii laissez-passer ñoom ñu defar ko ñiñ fi jot a yóbbu ci identification yëpp Sénégal lañ yóbbu identification yi parce que ñoom bi ñu fi yónnee ay nit ñi jël identification yi yóbbuwuñ ko au niveau de l'ambassade mais Sénégal lañ ko yóbbee pour confirmer ces identifications donc Sénégal bu ñu confirmer ba pare ñoom ñoo koy envoyé Allemagne yi envoyé ko ambassade dans la mesure où Allemagne yi yor nañu copie liste boobu noonu bu ñu ñëwee ambassadeur bi dafa nekk dans l'obligation quand même de signer ces papiers parce que loolu c'est tout à fait normal donc problème bi mooy Sénégal ci boppam ñoo war a régler problème boobu gouvernement Sénégal bu ñuy wax ñooñu la ñu war a waxal ñoom ñoo war a régler problème boobu Malick dama lay jox benn exemple les Guinéens mais Guinée ban problème moo fa am moi je peux te dire que le nombre de Guinéens qui se trouvent actuellement nii dans ce pays ils font 50 fois beaucoup plus nombreux que les Sénégalais musuloo fee dégg ñu ne Guinée jël nañu seeni nit di koy rapatrier man je te parle en connaissance de cause Guinée amul rapatriement parce que leur gouvernement n'a pas accepté ça donc Allemagne yi ñoom bu ñu fi mënee delloo tey un Guinéen dañuy jël delloo leen au niveau de l'Italie wala Espagne wala pays européen mais amul benn Guinéen bu ñuy jàpp si di ko delloo Guinée c'est pas possible mais li président guinéen boobu def noonu bay bañanteeg tubaab bi moi je pense que notre président aussi quand même il peut faire pareil non c'est pas possible voilà merci Abo looy tàggoo ak suñu auditeurs yi parce que c'est énervant après dina andi tonton Baye Fall boo xam ne dina leen wax exactement peut-être dina leen jox beneen stratégie boo xam ne peut-être si ñaanlu ngeen jéem ko def pat liste quoi pour que yàlla taxaw leen vas-y Abo sa dernier waaw Malick man daal ñett yi rek laa bëggoon wax benn ñu xam ne ñi nekk ci dëkk bi tamit ñi nga xam te ñu ngi ci biir dëkk bi fii nii ci biir Allemagne def fi ay année première fois comme li ñu lay wax nii man nag li may wax ku koy bëgg a comme li Ibrahima di wax wala li may wax ku ko bëgg a teggi da ngay dem nga xooli ci biir kayit yi loi allemand yi li ñuy wax am na wala amul ba pare n'est-ce pas ah. ouais 2020 bi comme ni ma ko waxee ñoom dañoo voté seeni loi ne képp koo xamante ni avant 2018. ñëw nga ci dëkk bi yàgg nga fi intégré wu nga dégg nga allemand jàng nga am nga possibilité liggéey dañ lay may chance nga liggéey n'est-ce pas. loolu benn la te gars yi biñ fi ñëwee yàgg na. deuxième fois mooy sunu mbokk yi nga xamante ni jël nañ leen yóbbu leen Sénégal ngir yàlla gouvernement bi leen jël ci turu kattanu ci turu Sénégal yóbbu leen nañ leen taxawu buñ leen seetaan ay doomu jaamur lañu ñun dañoo nekk fii xam na li muy méttee weer bu deewee ni nga yëkkatee sa xaalis di ko jox sa njaboot ni muy neexee ak ni ñuy amee confiance ci seen bopp nga jël ay doomu jaamur yóbbu leen amatuñu lu ñu jox seen wajur loolu Malick en tant que nit kese mënoo ko accepter Macky Sall xëy tey di jox njabootam ndékki ak añ ak reer doomu jaamur yi mu delloo ak seen i ak seen i yaay ak seen i papa xëy di laaj seen doom dépense wala ndékki mënu leen koo jox loolu grand du dëgg du yoon dëgg du yoon. troisième fois bi mooy ñi fi des ñi nga xamante ni ñu ngi ci dëkk bi ngir yàlla nañ leen bàyyi ñu am jàmm bañ fay yónnee ay nit ñu ñëw di leen identifier wala ñu ñëw di leen jàpp di leen yóbbu nañ bàyyi doomu jaamur yi xam ne sàccuñu fenuñu daan suñu doole yóbbu ko suñu réew moo ñu tax a jóg jërëjëf merci vraiment merci di remercier grand Ibrahima bu baax parce que comme ni ñu koy waxee toujours am na loo xamante ni sax chaque jour ñu ciy ñëwaat mais ñu ngi koy ñaanal xam nga dinaa yàlla na ko yàlla fay te yow mi jàpp ci xam nga yaatal rajo bi ba ñëpp mën ñu dégg vraiment di siyaar sénégalais yi ñu doon dégg ñëpp di leen ñaanal journée jàmm ak waa Sénégal ak ñëpp ak ndam tey ñu am ndam daal incha allah rabbi c'est ça lan ngeen voilà c'est ça match bi tey la yéen yaa ngi di mobiliser au niveau de là-bas bu baax a baax pour supporter Lions yi
n'est-ce pas. waaw grand match bi xam naa ci kër yi lañ koy seetaanee xam naa grand Ibrahima moom dina mobiliser gars yi foofu quoi. D'accord mais ñun nag aux États-Unis on est choyés ah fii ay. D'accord. am na nu muy demee nag gars yi génn am na nu muy demee gars yi génn incha allah quoi. D'accord am rek incha allah. jërëjëf merci beaucoup Ibrahima merci beaucoup Abo. di leen sant bu baax Malick balaa ñoo jeexal dama bëgg rek. apporter benn précision. xam nga waxaat benn affaire boo xamante ne. Sénégalais yi actuellement nii. vol boobu dem yóbbu ñëpp am na ñoo xamante ne ñu ngi ci kaso bi ba fi may wax ak yow ne ñu ngi leen téye pour waajal leen rapatrier. parce que seen dossier au niveau du tribunal dañuy xaar actuellement seen béchlus maanaam conclusion jugement en fait pour ñu yónnee leen ko. am na ci ñoo xamante ne ñu ngi ci kaso bi man dañ may woo téléphone à partir des prisons. dañ ma ciy woo donc am na ñoo xamante ne ba léegi ñu ngi ci man li may ñaan. surtout au niveau de l'ambassade parce que ñoom en général dañuy prévenir ambassade yi nga xamante ne nañ leen téye. c'est vrai que ñu ngi dox ay jéego yu mag mais nañu gën a góorgóorlu. di jéem a xool cas yi leen di envoyé cas par cas ba xam ñii vraiment am nañu droit delloo leen wala am ñu droit delloo leen vraiment ñu jël leur précaution. bañ almaay lu ñu yónnee rek ñu considéré ne loolu moom moo am. di jël dossier yi nañ leen di yónnee aussi dossier yi xam li nga xamante ne moo xew ci dossier yi. di ko étudier vraiment. de façon claire et limpide xool ba xam ñii war nañ leen mën a delloo war ñu mën leen delloo. je pense que loolu aussi c'est très important te loolu je pense que à leur niveau ñoom loolu seen job la ñoom ñoo ko war a def. donc loolu daal maa ngi koy ñaan. ñu xoolaat cas par cas yi nga xamante ne loi bi may na leen fii ñu toog fii wala loi bi autorisé wu leen pour ñu jël leen delloo leen noonu. c'est ça loolu moom maa ngi koy ñaan vraiment au niveau de l'ambassade bi jëm ci. voilà ça c'est important lu nga wax ni si vraiment yéen ñuy dund ak ñoom foofu. te xam nañ seen condition te mën nañ leen taxaw si lu mel noonu que ñii am nañu këyit ok. nañu seet seen cas bien vrai que ñoom def nañu erreur dem signer loo xam ne kenn xamul jusqu'à présent lan la ok yéen ngeen am problème mel noonu lii bu demee ba nga xam ne franchement foo dem si réseaux sociaux ak rajo bi nu mu demee nii ak nu ñu koy expliquer un peu partout dans le monde nañu jóg franchement dem jàppale ñoo xam ne ñi ngi si prison bi waxtaan ak ñoom xam seen cas pour jëm leen taxaw pour que ñoom bu ñu delloo Sénégal parce que franchement avec la vie au Sénégal actuellement nga delloo nit si condition yu ñu toll nii catastrophe la. maa ngi leen di sant mais Malick am na ci koo xamante ne nee naa la 15 ans def na ko à l'extérieur 7 ans def na ko fii en Allemagne bi mu ma woowee démb. nee na ma bi muy wàcc aéroport Blaise Diagne. nee na yàllaa ko dimbali moom bi ñu koy jàpp bi muy dem fañ ko jàppee noonu 15 euros la yoroon ci poosam. da ngay xool koo xam ne 15 ans yaa ngi ko def ci àll bi yow nga wàcc Dakar avec un 15 euros 10 000 francs CFA xam nga ne loolu métti na. loolu métti na. merci beaucoup Gagné merci. waaw c'est dur quand même. merci tonton Baye Fall mu ngi leen di nuyu bu baax tonton xaw ma ndax di ngeen ko dégg ou pas tonton maa ngi lay nuyu bu baax. waaw jërëjëf Waly Malick. ok maa ngi dégg waxtaan wi maa ngi déglu waxtaan waaw ñu ngi koy delloo si waaye Malick yaa seen tiis boobu yàlla na ko yàlla teggi waaye du man li ma xam ne moom la du sëñ Saliou digal ab taalibe moom laa leen di digal. waaw mooy lan. dafa am taalibe boo xam ne bi dafa nekkan ci bitim réew moom la xari lool. mu ne daa bëgg sëñ bi bu ñaanal ko ndax réew ma neex ci moom. sëñ Saliou ne ko xanaa moom daawul dajale addi di ko yónnee. ok. addi sëñ Touba nañ ko dajale lu ñu am ku doon jaay sa mbubb bi nañ dajale lu ñu am. buñ ko yutee sëñ Mountakha bu tegoo ci loxo am seen tiis woowu lañ. incha allah dégg ngeen de. murid sëñ Touba mooy gàllaajam mooy ñaanam mooy saafaraam. mën naa waat ci sëñ Touba buñ dajalee lañ am seen ñax yónnee ko sëñ Saliou sëñ Mountakha. incha allah yiñ naa ci sëñ Touba bu xaalis bi yegg ci seen loxo am. seen tiis woowu di teggi ko. murid sëñ Touba mooy saafaraam. murid lu mu soxla ci sëñ Touba lay ñaan bu ko ñaanee sëñ Touba dimbali ko sëñ Touba war nu bindi fii rek ko tax a wàcc ci kaw ci suuf sëñ Touba moo gën a gaaw nañ def loolu rek bañ àgg sëñ Mountakha bu ca ëddee egg ci seen loxo rek seen coono jeex billahi la si laa ilaaha illallaa mën naa ko sëñ Touba incha allah bu fekkee mi ngi may dégg nee leen kon nañ ko def nañ dajale lu ñu am rek yónnee ko sëñ Mountakha wax ko seen soxla buy àddee ji yegg rek sox bi tàkk ñu am jàmm ku leen see am jàmm yow doo am jàmm incha allah waaw loolu mën naa ko waat sëñ Touba dëgg la dëgg nga waaw sëñ Touba rek a fi nekk yàlla na yàlla dimbale ñu mënal say muy walloo yàlla leen wallu ci dara yonent bi may sëñ Touba gi amiin yàlla na leen wallu moo li jërëjëf loolu yaa ngi def lu baax merci maa ngi leen sant bu baax di leen ñaanal da fekk ma tëdd dëgg la waaye bu ma danaa ci def ay dog danaa ci ñaan lu ma man danaa woon ñaan lu ma man te loolu ma wax rek mooy day bi loolu moo gën a gaaw li ma wax moo gën a gaaw bu nañ dajale lu ñu am rek yónnee ko sëñ Mountakha
billahi barke Xaadimu Mustafa buñ ko defee lépp saafara. buñ defee loolu incha allah. buñ koy def réeréer nañ ko def. man mënu ma la weddi bu si loolu nekk ne tijaan laa murid laa wala xarit laa ay julli lañ. nañ am liñ yónnee ko rek sëñ Muntaxa. incha allah suy tegu ci loxaam. seen jàmm dana am. d'accord merci beaucoup. jërëjëf sëñ Abo mu ngi dëgg ak Ibrahima na ngeen groupe fu ngeen munti nekk ngeen toog waxtaan ngeen addiya sëñ Touba ngeen jox ko sëñ Muntaxa même bu dee yëre ngeen di am sax bu dee den koy jaay sax. ñu amul lañ dajale li ñu am fasaale ci ñu amul ngeen am rek ñu nekk ci kaso bi ñu ñaan. ñu nekk ci génne ko addi ji bu yegg ci loxol sëñ Muntaxa rek jàmm am. incha allah bu dee am jàmm duutu am jàmm. jërëjëf merci. dañu am jàmm sax. dinañ am jàmm bu neexee yàlla. dañu am jàmm ci lu gën a gaaw. ak seen mu gën a gaaw. jërëjëf merci. lu ngeen ko def mukk ñaari fan ñett te woowu leen ba fii ne jàmm am na. ndeysaan jërëjëf. waaw merci maa la ko wax. dëgg la dëgg la ñëpp a ngi lay jox diaspora bi képp koo xam ne yaa ngi dëgg émission bi waa Facebook. lii lu am solo la te nekk ci tiis dafa lool. ñu def loolu boo ko defee rek am jàmm. merci jërëjëf jërëjëf. merci jërëjëf allo ku nekk si line bi allo. Malick oui. li may wax noonu man dama doon faral di wax ci rajo yi kaw mais dafa am benn cas sama kër. waaw. waa ji allemand lañ ko délogé. mu ñëw di wër kër mu luyee ko néeg mais waa ji dañoo dépressé fi mu ne. waa ji daal sàngara deng mooy liggéeyam fi ne mu ci kër ga naan mandi rek ba ci guddi mu ngi mandi ci kër ga. ndeysaan. wallahi métti dama koy yërëm fi ne dama wax sama doom ne ko. fexeel waxtaan ak moom xam naa mbulu du jikkoom. ndeysaan. parce que problème bi ñu am Allemagne waa ji Allemagne la jógee ñëw mais mandi rek mooy liggéeyam fi ne ci kër ga. dafa sonn tayu ko. wallahi. waaw mais uy ma mais lii lan moo koy lan la tey lan la sénégalais lan la diaspora bi lan la ñu mun a def tey bi gouvernement bi mun a dëgg joytu diaspora bi mu taxaw si ñu bay politique bi ñu xam ne lii dëgg la lii mooy tax réew avancé diaspora mooy doxal dëgg réew yu mel noonu réew bu nekk am mode de développement. dimbali leen daal gouvernement bi daal dimbali leen wax de xalal ji ñuy tasaare daal dimbali leen ci moo gën. fi mu ne nii wallaahi xalal ji ñuy jóg di tasaare di ko jox ñu ko soxlawul. ñoom ñoo xaajoo dimbali fi mu ne. mais waa ji dama ko yërëm fi mu ne nekk nii ma nga sama kër. mu ngi sa kër muy def lu mel ni ndeysaan. wallaahi yal na ko yàlla taxaw ndax mu génn si problème bi. billahi waay métti na trop maa ngi lay nuyu bu baax di la sant. waaw jërëjëf merci. dégg ngeen na gaañ yi c'est comme ça maa ngi ñëw léegi si 12e gaynde grand Youssou balaa ñuy dem foofu c'est ce que je vous dis lii laa leen di wax tout le temps mais néew ñu di foo fii di wax lu ñu neex dañ leen di andil loo xam ne c'est une réalité. Diaspora mooy contribuer au développement de l'Afrique on a des dirigeants yoo xam ne dañu jaay Afrique ba pare diaspora moo war a ñëw xam nga am lu mu am lu tuut dimbali ñu fa nekk ñooñu di développer wu di def ndànk-ndànk bi Sénégal mun a dem dëkk bu ñu munti nekk mais nous on est avec les Guinéens on est avec les Ivoiriens on est avec tous ces gens-là. mais doo gis benn Ivoirien di jooy benn Guinéen di jooy ne non dañ leen rapatrier lii ne peut-être dans les pays de guerre mais c'est pas en Europe mais où sont les intellectuels qui sont en Europe te ces hommes de droit anañu pourquoi ces gens-là duñuy toog di waxtaan seet naka lañu def regrouper o defar dimbali seen mbokk yi ñaata yoon moo ngi koy yuuxu j'ai toujours des problèmes avec les Européens yéen ñu nekk France yéen ñu ne da ngeen jàng mais quelle est votre contribution pour le développement ou pour régler des problèmes mais bëgg naa ko xam xama jël kii allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw. Malick. Malick ñu ngi lay nuyu te di la ziar. ñu ngi lay delloo ziar. danaa am nag loo xam ne dama koy fàttali rek. ndax dama ko déggoon ci ñett. oui. benn bi ci Yaya Jammeh la mosut a accepté ay nit ñu rëppale ko dugal ko dëkkam. dëkk la du ko def mukk. beneen bi ci des. toog naa jamono Madické Niang moo nekk ministre de l'intérieur su ma juumut. étrangère. ñu étrangère. étranger waaw. ñuy jëlee ay rëppale ay nit Sénégal Dakar France. di leen indi. Sénégal. oui mu taxaw toog ci rajo benn ay 5 heures dem 6 heures. ni bépp avion boo xam ne jëlee nay Sénégalais indi leen. Dakar. avion bii dellu du fi bàyyi benn français loolu moom kenn waxuma ko moo ko wax ma dégg. yaa ngi dégg. oui. Ablaye Wade
toog naa ku ne dégg na am na fii benn jamono. ambassade Amérique dugg na ci politique gu Sénégal mu ne ko toppatoo li la fi indi waaye caractère boobu ak dignité boobu ndax nam xool nag juróom-ñaari at yi fi sëñ bi toog. oui ndax gis nañ ko ci moom waaw wala déet loolu sénégalais bu ne mën na ko tontu moom toog na ci suñ kaw ñun sénégalais waaye tubaab yi moom defe naa ne ñun ñi di moodu jàngul sax noo ko gën a ñeme loolu moom nañ ko xam. dëgg la bu neexut na ngeen jéggal ma waaye li xew rek laa wax jaa ngeen jëf. merci dëgg la vous avez parfaitement raison Gagné s'il vous plaît il faut que ngeen réagir maa ngi nuyu yéen ñu nekk ci Facebook bi gis naa fi Astou Ndaw gis naa fi Jeanne Monique maa ngi lay nuyu gis naa fi Yama ok Ibrahima Ndiaye Bergamo yéen ñëpp Cheikh Fall tout le monde Facebook I love you guys xam nga lu ma wax c'est mais écoutez on a un témoin qui dit que am na benn gaañ boo xam dañ ko delloo mais il est presque surmené ce gars-là mais mu ngi naan sangara rek est-ce que am na lan laa mën a wax man lan la ñu mën a wax te mësatuñu ko wax nos amis qui sont en Allemagne def 7 ans en Allemagne boo fa defee 7 ans par force da nga war a am këyit ñun amuñu des responsables capables de ñu défendre ça fait bu may wax des fois ñu ne Malick non il fait de la politique dafay xam nga dafa bëgg lii ak lii non c'est dommage damay ree parce que c'est énervant maa ngi ñëw si grand 12e gaynde gagné ndeysaan ñu ngi ree am na ñoo xam ne tey dañu am problème ndeysaan yan na leen yàlla taxaw waaw ñu ngi si diaspora bi nekk fa di def lu am solo di dimbali seen ay copains seen waajur seen dëkkandoo di contribuer di fay taxe nekk si diaspora bi duñ si njëriñu Omar Diaw Seck dugg na Omar Diaw Seck jugal nga dem toog ak Abdoulaye l'autre là comment il s'appelle nga waxtaan ak moom Omar Diaw Seck yéen waa APR lan mooy seen liggéey quel est votre travail lu tax ngeen jege Abdoulaye Wade bëgg naa ko xam xada fii yéen ñu nekk fii di yuuxu ah lan mooy seen liggéey quand on était Abdoulaye Wade ñun dañuy dem toog ak moom ñu waxtaan ak moom ñu ne ko nii la mu jóg def ko mais wax leen ma qu'est-ce que vous faites avec Macky Sall dites-le-moi s'il vous plaît seen xarit yi seen doomi ndey yi seen ñoom ñoo tekk tey ñi leen di toroxal c'est passé par lui Macky Sall dafa métti ma jël kii na 12e gaynde dañ ma may rek quoi maa ngi allo wàññil sa rajo waaw kii Malick c'est là xam nga lu tax ñuy rapatrier nit ñi seen doom waaw allo la ñu bañ sénégalais yi xam ko li ñuy contribuer ci biir Europe la ñu bañ sénégalais yi xam ko moo tax ñuy fexe duñ leen di génne réew mi loolu la waaw mais ñoom defuñu ko suñu leen indee ay banditisme la ñu non c'est kii doo dafa sa kii bi ah sa banditisme loolu rek moo tax ñuy rapatrier nit ñi yow mënu leen dundal Sénégal non du ma dëgg bu baax allo du ma dëgg dafa sa kii bi nga woote waat allo waaw Malick oui na nga def maa ngi fi alhamdulilah waaw Malick dafa mel ni émission bi mas na fay jaar jaaroon na fii waxoon naa gars yi fekk gars yi ñu ngi doon prévenir que dañ leen di waaj a dàq waaw mais d'accord mais Malick xam nga dëkk bu nekk da nga am say loi mais kii wax na ko léegi mais loi boo xam ne yow am nga droit pour toog foofu ce gouvernement dem foofu signer ay contrat yoo xam ne yéen dañ leen fay génne te vous avez droit à avoir un séjour ñoom ñoo ko wax te actuellement nii seen dëkk les présidents ak ñoo xam ne ñi nga fa tey dañu dóor kaw table bi ñu ne pourquoi ñu leen di yóbbu nañ leen dolloo si mais Malick oui man gars yi dafa mel ni dañu wax ne Macky Sall moo dem foofu signer ay accord pour gars yi gouvernement allemand bi gouvernement allemand bu leen jàppee mën na leen delloo waaw moom ñoom ñoo ko def parce que dañu yóbbu kayit yi Sénégal gars yi identifié leen mais est-ce que c'est sûr que loolu Macky Sall moo ko signé moo ko def question boobu laajoon na am nañu vidéo bi fii am nañu ñoom ñuy wax nii ñoom ñoo dem toog ak Macky Sall man am naa vidéo bi mais c'est que vidéo bi bu ma ko mënoon jaaralee vraiment ngeen déglu ko dafa xaw a faible gaañ bu ko doon jël dafa sori tuuti Macky Sall ce qu'il a dit que boo leen déglu non peut-être on va en revenir ñu tegaat ko mais am na waaw dinañ ko tegaat lu ma lay wax nii c'est vrai et c'est vrai merci jërëjëf kontaan naa si yow et bienvenue bienvenue nga namoon nañ la trop ouais namoon nañ la merci ok lii moo fi xew ok segment bi je pense que très très important
c'est dommage yéen ñu nekk Facebook xam naa vraiment bëgg ngeen intervenir parce que am na ñu nekk di bind vraiment lu dal suñu mbokk yi nekk écoutez c'est ce que je dis tout de suite waa APR ok man je pense que tey vous devez contribuer à régulariser ce qui se passe dans la diaspora yéen ñu waa APR ok parce que yow mënoo ne da ngay supporter un président ñu mënoo taxaw moom nga wax ko tey yéen nu ngeen di dundee fu ngeen nekk naka la ko mën a alléger naka la mën a jàppale mais ça c'est comment ça c'est comment gagner ki Gaynde Njaay la Gaynde Njaay du daw mais dawuñu mais si biir Gaynde Njaay yi dafa am koo xam ne kooku mooy jaar suñu ginnaaw du ñu jàmpaaka amul Gaynde Njaay buy daw kenn dawul Gaynde Njaay yii ñu nekk Allemagne dawuñu maa ngi leen di sant di leen gërëm parce que je ngeen baal ma dama énervé waaw je suis très énervé aujourd'hui parce que il n'est pas question que ñu gis suñu mbokk yi ñu leen di delloo te ñoom war nañ fa nekk amuñu benn problème pourquoi le président ak ñu mu àndal dem face à ces gens-là ne leen écoutez ces gens-là ils sont en règle ñii dañoo war a am kayit am nañu kayit pourquoi ñu leen di yóbbu Khady Gomis maa ngi lay nuyu di la sant bu baax waaw Alassane Gueye gi maa ngi lay sant voilà ñu ngi leen di sant mën nañu waxtaanee ci affaire bi suñu gaynde yi ñu ngi leen di ñaanal yan na leen yàlla jox ndam ok imaginez que suba dañu am finale Coupe d'Afrique ñu am ay mbokk ñoo xam ne ci diaspora bi ñu nekk ci condition yi ñu gagné très sincèrement dafa ruslu calal maa ngi lay nuyu bu baax allez les lions mun ngeen woote ñu waxtaan ci lii ak lions yi loo leen xalaat ci lions yi aussi ngeen wax ko ouais parce que gars yi ñëpp a mer ouais très sincèrement c'est vraiment triste yeah Gaynde Njaay du daw ñun dawuñu waaw mais dañuy daw ba pare ñu fekk dañu ay kambal la ñu gasal da ngay daw rek dugg ban Gaynde Njaay dina daw ñun fu ñu dawee Inch'Allah suba dinañu jël coupe bi on va être fiers de nous après encore on va parler de nous dans le monde entier on va prendre la coupe on va être yal na ko yàlla def ndax ñoo xam ne tey dañ leen fi jëlloo xam nga ñu commencé wax seen affaire en Allemagne parce que football la ñu gëm football bi mun na ko régler waaw cette victoire là ñun buñ ko amee mun na régler le problème des Allemands ça je vous le dis voilà mais si bu ñu jëlee coupe bi on va parler de nous dans le monde entier moo tax yéen fu ngeen munti nekk rek ñaanal leen Sénégal ñu jël coupe bi buñ ko jëlee ils vont parler de nous partout dans le monde les Allemands ils vont arrêter
parce que football la ñu gëm dinañ xam ne sénégalais yi ay jàmbaar la ñu mën nañu soxla ay joueurs sax si biir Sénégal donc ils vont temporiser noonu la ñu mel c'est le monde entier c'est le monde du football lu bëri lay réglé gis nga y a dafa am ay stratégie dans le monde gis nga nous sommes très intelligents nous les Sénégalais mais xam nga luy suñu problème kii day mun ba pare au lieu que ñu bàyyi ko mu def ko mais dañ koy buntu xatal c'est ça Aliou Cissé mu ngi nii lu ko dal mais tey ñun ñëpp macha allah ñun ñëpp léegi jubóo nañ si kaddu on va aller avec lui ñu seet nan la ñuy def bi jël coupe bi mais cette coupe là bu ñu ko jëlee gagné ça va vous protéger waaw ça va nous protéger ça je vous le dis. mais xoolal ma li mais écoutez il faut da ngeen di ñun ñu nekk si diaspora est-ce que ñi am nañu page boo xam ne diaspora bi yëpp mën nañ si dugg seen mécontentement ñu wax ko gouvernement bi ah kan moo si mën a dugg il faut que ñu xam seen page je demande à tous les Sénégalais de la diaspora ñu fekk leen si seen page wax leen lu ñu leen di wax yónnee ay message mais le président Macky Sall mu ngi nii lu ko dal il y a même pas 3 jours dëmbale woon non ah Malick qu'est-ce que tu dis ici Malick lépp dina régler avec président Macky Sall Omar Diop yow yaa wax loolu ngir yàlla lépp dina régler bu mu jëlee pouvoir jusqu'à présent mënu sax teg xeer fu nekk mu ngi daw di dimbale kaay leen di mu ngi il court derrière le président Abdoulaye Wade il veut le rencontrer il veut parler avec lui voilà et puis moo wax leen que président Abdoulaye Wade demoon na Touba waaw yóbbu fa projet bu am solo intelligent ça va créer de l'emploi lu mu wax noonu ndeysaan ñaata nit ñoo amoon problème si dëkk bi quand le président Abdoulaye Wade était au pouvoir ñu réglé ko ñaata nit je pense que Calal mu ngi may déglu du ma nangu du ma bàyyi moom ma wax lu ma xamul Astou Ndaw mu ngi fi ñoom laa gis ñoo xam ne peut-être on fekkee nañ ko combien de fois Abdoulaye toog ne leen ma ñan ñoo bëgg a dellu ñan ñoo am problème ñaata nit si diaspora bi la Abdoulaye Wade may kër te boo ñibbee nga mun fa dugg ñaata nit loolu am na wala amul Macky Sall le président Macky Sall bu ñëwee États-Unis dafay daw ñu mu àndal daf leen xeeb vraiment c'est vraiment triste ce que je vous dis là yéen ñu nekk Sénégal nag man dama leen di ñaan à ce que yéen ñu may déglu vous faites passer cette vidéo s'il vous plaît wax leen Macky Sall yéen ñu wax leen waa Sénégal yi nañu xam ne ils n'ont pas un responsable aujourd'hui qui peut régler le problème de la diaspora amuñu ko Sori Kaba il est venu ici mu xool ma xool ko non c'est pas possible gagner écoutez on peut tout régler nous les Sénégalais yàlla xam na ko waaw il faut les hommes à la place qu'il leur faut te boo fa nekkee aussi nga bay naagu man diaspora bi laa xam lu bëri ah je suis pas duma Sénégal bu ma fa demee c'est les affaires et puis je voyage ma dem suma yoon wala ma dellu si fii ok mais lu ma gis Sénégal aussi les gens sont vraiment malhonnêtes ah nu ñuy liggéey du noonu mais il faut que ñu changer le président Macky Sall bu mu nekkee au pouvoir ba léegi bu mu sàccee élection yi ba pare jusqu'à présent bu mu ko sàccee ba pare mënu sax yëkkati xeer il demande aux gens ñu ñëw dimbali ko pour ñu wax naka la ñuy def ñu toog waxtaan ban chantier moo dox Sénégal mais les gens de la diaspora tey ñu am problème il serait très difficile ñu régler seen ay problème parce que suñu dëkk bi actuellement dafa am problème leadership waaw opposition bi y a un problème de leadership
pas possible. Il y a un problème de leadership dans ce pays. Mais pourquoi nous, diaspora, on ne peut pas s'organiser? Nous avons des mais gagner. Fan ngeen musse gis Gaynde Njaay di ragal di tiit fo leen ko musse gis wax leen ma fu ñu munti dem ci Sénégal fu ñu munti def Afrique fu ñu munti dem ñun la ñuy naw actuellement nii ñu ngi Coupe d'Afrique amul benn africain tey ku nekkul di ñaan pour que Sénégal jël coupe bi fan la ñuy ragale muy jigéen muy góor foo leen gis ñu ngi takk seen digg di liggéey yow ñooñu boo leen gisee ñuy takk seen digg di liggéey yow da ngay ànd ak ñoom jàppale leen wala da ngay tas seen yaakaar mais dañu tas yaakaaru sénégalais yi dans la diaspora bu ma waxee ñi damay politique ne wax leen ma kañ la Ablaye Wade tas seen yaakaar dites-le moi mais dites-le moi na ma ko kenn wax wala kenn bindal ma ko kañ la ñëw fii di ñu neexal ñun diaspora yi kaa leen ngeen dem jënd ay terre ngeen béy dem leen béy parce que béy le Sénégal écoutez ma wax leen benn affaire dans 5 ans diaspora bi ma ngi leen di boo leen nangu dala raw leen de allez au Sénégal ngeen commencé def lu ngeen di def régler lu ngeen di régler ça je vous le dis yàgg naa leen conseiller yàgg naa leen wax lu ngeen war a def il faut le faire ça je vous le dis le président la fii la ñëw di bëggee diaspora bi ne kaa la ñu dem ngeen dem ay yéen ngeen dem ay Tibab Jalaaw ngeen dem si ay Casamance dem un peu partout léegi mu ngi nii nekkul sax président mais il a toujours des initiatives xoolal lu mu wax tey ne nañ ko na ko sëñ bi jox ndigal dafa bëgg a liggéey Ila Touba bi day jël bi biir Touba mu samp fa ay garab yoo xam ne képp koo xam ne sénégalais nga mën nga si njëriñu loolu c'est des initiatives yoo xam ne wax leen ma kan moo ko xalaat xam ngeen ne Touba amul ay fruits Touba a de sérieux problèmes pour avoir des fruits je me rappelle quand j'étais jeune mes parents en Casamance dañuy dem foofu jël ay camion mangue camion orange ñu yóbbu ko Touba donc Ablaye Wade daf ko bëgg a changer c'est ça l'initiative de Ablaye Wade dama bëgg ngeen di jàppale ko si ndax Sénégal nit ñi mun a am ay taatu garab yu ñu yoo xam ne amul benn sens dem leen Casamance ñun amuñu problème mango amuñu problème orange amuñu problème limon ok ak leneen amuñu problème boobu parce que kër boo dem mango mu ngi noonu donc il a cette initiative pour régler le problème de Touba si côté boobu muy ndox muy ay meññ loo xam ne buñ ko ñëppay am ñëpp a siy njëriñu on a de sérieux problèmes on a de sérieux problèmes on a de sérieux problèmes mais on a de sérieux problèmes on a de sérieux problèmes on a de sérieux problèmes s'il vous plaît la diaspora allez au Sénégal s'il vous plaît dem leen ngeen jàppale sénégalais yi waaw le président Macky a de sérieux problèmes il a de sérieux problèmes mënatul dem nañu waxante dëgg daf ko mënul bu ko mënoon problème bi du ko dal fan lay demee allo salaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ bi. waaw ñu ngi siyaar de. ñu ngi lay dellu kontaan ci li ngay wax. jërëjëf merci kontaan ci li ngay wax te sunu xol jeex na ci waa Allemagne. dëgg la. te yàlla jox coupe bi suba. mais li nga wax lépp si Ablaye dëgg la dëgg la. dëgg la parce que Ablaye def na lu nekk. waaw la fait tout. pour ñu mais nag dafa bëri suñu ñoo xam ne hypocrite bi mooy suñu problème daal. waaw parce que ñun dañuy xaw a soxor quoi soo ñuy dimbali ñun ñoo lay yàqal. oui Ablaye ba muy nekk fii di ñuy defal. oui
ñun ñooñu bëri na ci gars yoo xam ne ñu nekk ci diaspora bi ñoom li ñuy wax ay Karim Wade la fiy teg. dëgg la li ñu doon wax dara du dëgg. dëgg la xam naa ko. tey nag tey loolu mooy dal suñu kaw. parce que malédiction wu Macky Sall bi. xoolal lu toll ni xoolal Sénégal. toll ni Sénégal armée nationale. lu ñu am sax garde rapproché au président. xoolal président bi ay borom xartaan ak i borom marron yoo xamante kenn xamul leen te mosul gis lu mel nii. dëgg la. oto bi di lakk ñëpp di ko gis te lii président su amul sécurité. daf ko am fu mu ko amee. ku ne Sénégal am na président am na sécurité da nga koy nax. c'est pas possible. c'est pas possible. c'est pas possible waa ji ko doon filmé presque dend ak moom te bokku sax su cortège. bokku si mais xoolal kuy dem xoolal gaañ boobu kuy dem noonu pas boobu te mu yor kii bi la muy dem di bokk ñoo xam ne dañu war a jël ay bagages si ginnaaw kii président. mais loolu foo ko musee gis. mel ni amuñu service secret mais ñun amuñu dara. mel ni ay nit ñu dajaloo la rek. jërëjëf. kontaan merci beaucoup jërëjëf. ouais merci. allo. hello. waaw allo. oui ñu ngi lay dégg. allo. waaw El Hadj Malick. waaw kii de Ibrahima Bergamo la Italie comment tu vas. waaw ñu ngi lay siyaare bu wér di rafetlu programme bi. wax dëgg yàlla. merci ñu ngi gis ab li bu baax a baax yàlla na yàlla boole dimbal ci barke ajuma ji. amiin yaa rabbi amiin. wax dëgg yàlla li xew Allemagne. dafa xew ci sénégalais yëpp. sénégalais mën a nekk rek am nga lu la naqari. am nga loo xam ne si soxla nga ko te moo kenn ko la ko fajal. amul. ndax kii nga xam ne si moo fi nekk dafay nekkalul Sénégal yi dafay nekkal tubaab bi. lépp loo xam ne si sénégalais am na xel wala sénégalais boo xam ne si yéen ñi wax affaire Allemagne. ñi nga xam ne si dañu war a toog Allemagne yóbbu leen Sénégal xoolal doomi sénégalais yi nga xam ne si comme li Abdoulaye Wade wax démb Touba ñi war a mën a liggéey Sénégal ba noppi. Macky Sall xañ leen ko. ñu tëj leen ci kaso yi wala ñi ñu génne leen Sénégal. dëgg la te ñu am xam-xam mën a liggéey réew mi. dëgg la wala duñu leen jox liggéey. Abdoulaye Wade mi nga xam ne si sax nekkul président fi mu toll nii moom moo gën a génne ay projet pour Touba. génne ay projet pour réew mi. moom mi nga xam ne si moo fexe ba toog ci réew mi fi mu toll nii. ba léegi. génne ko poste premier ministre ne dafa bëgg a def fast track. ba léegi kenn mu lu mu def wala benn programme boo xam ne ci teg na ko waaw. waaw maa ngi lay dëgg. waaw ba mu dindee premier ministre daa bëgg liggéey bi gaaw ba léegi kenn déggagul lu. non loolu business la. génne premier ministre bi business la. business la dinaa si ñëw à Baba Thiaw incha allah. xoolal démb li xew foofu rek bi xam nga bi oto bi tàkkee xam nga kooku noonu. borom kaala googu noonu kenn xamul nit la wala jinne ba léegi naa ngi xool kanam gi waaye ba léegi mën maa xam ndax kanam mu ni la wala kanam jinne la yor. c'est dangereux et puis dafa am kenn koo xam ne benn président beneen dëkk la àndal. waaw loolu dafa dangereux merci Ibrahima maa ngi lay sant. allo Ibrahima maa ngi lay sant. jërëjëf merci beaucoup waaw allo. allo Malick. oui. naa la def. maa ngi fi alhamdulilah. xam nga yow sa wax ji dafa maa xaw a kii daal touché trop parce que Ablaye Wade. Sénégal fayuñu ko maanaam fayuñu ko njukkaluñ ko daal. dëgg la. ndax moom dafa bëgg Sénégal. dëgg la loolu moom ku nekk Sénégal ku ne xam nga ne Ablaye Wade Sénégal dong la bëgg. dëgg la. te mayuñu ko doole. di ko xeex guddi ak bëccëg. teg ko pression adduna bi yëpp xam ko. waaye gi ñaagol ne li ma lay xamal mooy buñ delluwut ginnaaw ci Ablaye Wade. jox ko gëddam. Sénégal ku fa mën a nekk da ngay sonn rek. waaye dara doo ko fa def luñ gis. parce que moom dafa bëgg Sénégal bëgg nit Sénégal. te nit ñi xamuñu ko ñu bari xamuñu ko. maa ngi jégalu. jërëjëf merci. c'est ça c'est-à-dire que le cas de Ablaye Wade dafa triste surtout ñun diaspora bi ma leen di wax nii. il est à nos cheveux il est toujours là à côté de nous bu ñëwee ñëpp a koy gis nga nekk opposition nga nekk ci parti bi ñëpp a koy gis amul ku ko dul gis nga bëgg ko nga bañ ko boo ñëwee nga wax mu tontu la bu dee nga am idée bu baax daf koy jël wala mu ne leen écoute ne leen ko mu xaar ma après dinaa gis ak moom xaar ma jël kii allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. Malick noo def. maa ngi fi alhamdulilah. kii El Hadj Omar la ko.
Omar Jean Ly maa ngi lay nuyu bu baax di la sant. waaye xam nga suñu xol tey yow moom tey da nga tuur rongoñ yëpp quoi vraiment suñu xol dafa jeex. dafa doy waar. parce que képp koo xamante ni lii méttiwu la rek xam nga yow doo nit quoi. dëgg la. waaye xam nga ne yow bëggoo sa réew quoi bëggoo Sénégal. dëgg la. parce que yàgg naa ko fi wax quoi nee naa leen Macky Sall il n'est pas un gentleman. c'est ça. waaw. Abdoulaye Wade en tant que moom Macky Sall. deful lu ko yaayam du ko jur li mu ko waxoon ni que jàppal ci kii. nga téye ko comme sa ndey nga téye comme sa baay parce que li mu la defal sa baay deful la ko. dëgg la. en tant que def ko rek du am jàmm. dëgg la. parce que nguur gi du nga ko jëlee ba tey. bu fekkee borom seetlu la. nga xam ne war naa dellu ginnaaw what's the problem. tey boo gisee mu wax ne kii c'est un grand homme d'état boo xam ne moo génn àddina. yow sa Mercedes. Maybach. vitre teintée du jar 1,5 milliard. mu ñëw di saxaar nii. ci 14 millions de Sénégalais. yëpp ñu bàyyi ko yow ñu tànn la. sa oto lakk. en tant que président de la République. koo xamante ni borom caay la. kenn xamu fu mu jógee. oui. xamewuñu kuy président nit mënoon jóge sax si ginnaaw tëgg ko mbéj. mais moom effectivement gis nga nu mu meloon amul ñu ko wër sax kenn laa gis moo ko wër nii mais kenn mun na ko bañ jóge si ginnaaw rek jam ko wala tëgg ko comme ni nga ko waxee suñu président. sama doom américaine la fii la juddoo. oui Sénégal sometimes bi ma ko wane mu ne ma no daddy that's not the president that's the way they secure the president. yes that's what it is. boo xamante ni tànk yi waru woon laal suuf kenn waru koon. dañ ko waroon fab daw ak moom. xamu fële affaire bi ba nga xamante ni que moom ak président ganam bi. ñu bañ a xam ne lii am na. d'accord El Hadj Omar temps bi jeex na man kontaan naa si sa dugg. vraiment merci voilà c'est ça. merci jërëjëf. lii lañ leen di wax j'ai que quelques secondes yéen ñu nekk Facebook maa ngi leen di nuyu di leen sant bu baax a baax ok vous pouvez partager cette émission très important suñu gaañi pour que ñu nekk Allemagne gars yi mun leen jàppale ñun ñu nekk si diaspora bi pour que yàlla mënuñu sàmm parce que écoutez ñun aussi aux États-Unis fii ça chauffe. Ok, je suis en train de voir comment faire une émission sur ça. Ça chauffe. Ok, ça chauffe. Ça, je vous le dis, il y a une ko xamul. Ok, Dylan Center, j'ai que 30 secondes. Hein? Ñi ñaanal suñu lion yi yal na leen yàlla may ndam bu baax a baax a baax. C'est pour le Sénégal, c'est pour vivre le Sénégal. I love you guys. Thank you.